asalaamaaleykum mes très chers internautes du Dakarois 221 maa ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ziar en espérant vous trouver si jàmm seen émission solution ñëw na tey mercredi le 25 novembre tey dama leen andil benn thème bu jëm ci les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. ci boobu itam nag weetuma ci dara ma am ci ay kàngam noonu laa leen di tuddee sama ay maman ak sama ay frères docteur Fatou Faye Ndiaye Deme directrice de la famille et de la protection des groupes vulnérables maman nuyu naa la. maa ngi lay fay Charmel di nuyu auditeur 221 Dakarois 221. oui. di am mbégte ak contentement toog ci plateau bi teewal fi nag ministère de la femme la famille du genre la protection des enfants. moom mi nga xam ne moom moo jiital Sénégal yëpp ci mbir mi nga tudd sànq muy les 16 jours d'activisme maanaam fukk ak juróom benn fan yi nga xam ne ñëpp dañoo lëkkaloo. ndax xeex li métital jigéen. kon boog maa ngi la ci sant di la gërëm ci lii nga def tey di ko rafet. merci beaucoup madame Amy Sakho membre de l'association des juristes du Sénégal Amy nuyu naa la. maa ngi lay fay di nuyu sa internautes yi di am mbégte di partager plateau bi ak ñi nga xam ne ñoom laa war a bokkal waxtaan bi. directrice de la famille ñoom Serge. Badiane ñoom ñëpp vraiment. parce que ces jours d'activisme yi dafa am lu muy représenté ci dundu jigéen ñi. parce que daf ñuy permettre ñu mun a faire face aux violences yi nga xamante ni jigéen ñi dañ koy dund xale yi dañ koy dund mu nekk loo xamante ni chaque jour ci la ñuy wax ci la ñuy def mais c'est des moments yoo xam ne daf ñuy permettre ñu def évaluation. mun a jëm ci kanam nga xam ne li ñu bëgg mooy am 0 cas de violence. am na solo merci beaucoup may dalal madame Aminata Sy la présidente de l'association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant maman ñoo ngi lay nuyu. ok maa ngi lay fay gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant la directrice de la famille bi nga xamante ne bokk nañu plateau bi. di sant sama doom Aminata bi nga xamante ne moo représenté tey waa AGS ci plateau bi. di nuyu tamit sama doom bi nga xamante ne moom it moo représenté jeunes yi xale yu góor yi ci plateau bi. di wax ne rek ñu ngi rafetlu bis bi nga xamante ne tey muy fukki fan ak juróom-benn yi nga xamante ne jagleel nañ ko jigéen ñi. pour taxaw ci xeex lépp li nga xamante ne ngi jëm ci wàllu mettital xale ak jigéen. ñu mun cee wax li ñuy wax sàkku xale ñu mun cee wax tamit li ñuy wax rafal jigéen ñuy ñaan yàlla nag yàlla may ñu xel ak tal ak kantan ba ñu mun a génnee loo xamante ne askan wi ñuy déglu dinañ ci amal li ñu jëlee lu am solo. amiin am nañ si yaakaar ñu des di dalal ba tey suñu frère mooy représenté suñu góor yi loolu la ñuy wax suñu càmmiñ Serge Hop maa ngi lay dalal. jërëjëf Charmel am mbégte bu baax toog ci plateau bi ak suñuy yaay. suñuy mag am yaakaar bu baax ne li ñuy waxtaanee fii tey dina am njëriñ. parce que dafa di lu am solo. am yaakaar ne tey suñu jógee ci plateau bi ñu bëri ñu xamul woon lu mu doon daañ ko xam. ñu bëri aussi daañu engagé wu pour mën a lutter contre cette violence faite aux femmes et aux filles. D'accord donc ñuy dooree am suñu ay témoignages dañuy ñaan bépp violence faite foo am jeex ci mim réew loolu mooy suñu combat di ci toogal ñu ci xarañ lool ñu ci am nuñ ci mën a jàngal lu bari balaa dara dañuy commencer suñu ay témoignages dañoo am benn témoignage bu benn maman bi nga xam ne doomam dafa am nekk victime de viol dañoo siifoon doomam ñu am témoignage boobu wax ko mën a déglu am nañ fi tamit beneen témoignage bi nga xam ne ñaari soxna yi nga xam ne dañ leen xarafal buñ leen mënee déglu dellu si waat waxtaan si suñu thème bi. man sama doom dañ ko sàkku parce que ni ma ko seetloo mooy benn jour dama ko doon sangu mais bi ma ko laalee automatiquement dafa yuuxu dafa tëb
waaw bi ma ko seetloo ma xool ni kii daal bon dañ ko laal bi ma ko laajee mu ne ma benn cousin moo ko def waaw léegi daal bi ma ci waxtaanee ak papaam mu ne ma bi mu jëm kaw waaw parce que sinon sama fas xaj na si. waaw parce que waaw jàppale nañ mu baax parce que defal nañ ma suivi psychologique médical aussi ñoo ko jëloon en charge ba pare utal na benn avocat boo xam ne moom moo may lajoon. bu nekk na xale bi gaa moom naqari na daal waaw parce que mënatul génn foo wi boo ko gisee mi ngi renfermé wu ci elle waaw chaque fois daal xam naa dafa ragal moo tax rek mais bon nekkatul normal comme ni mu nekkee woon. d'accord dégg nañ ko am nañu témoignage bi maman li ñu yàgg di wax rek ñuy ñaan ñuy sàkku suñu mbokk jigéen yi ñu bàyyi nëbbatu ñu bàyyi ne dañuy suturaal ku bon kooku def loolu lu bon maman loo xalaat ci témoignage bi. waaw témoignage bi foog naa ne tey ko dégg sa yaram daw na walla sa xol naqadina ci loolu nag may gën a rafetlu li ngeen def ak ñi fi teew. naa ku nekk présenté nga sa bopp ndax ku nekk itam ku fi teew won na lan lay liggéey ci li nga xam ne moom nga la ñu nar a waxtaanee tey li ci mën a déglu daal mooy surtout li ci gën a am solo mooy xale bi sàkku nañ ko mais bañ ko sàkkoo kii yaay gis na ko ba mu ko waxee nee nañ ko bu ko wax ba ci kaw bu ko wax ba ci kaw boobu nag moom moo tax dundu xale yu bari yàqu ndax jar na ci yow sa bëgg-bëgg walla ci li nga xam ne ci parents yi la walla mbokk yi seen diggante bi ñuy sàmm ndax jar na ñu yàq àddina xale yooyu man foog naa ne boobu question laay laaj te man ci sama bopp li ma ci xalaat te foog naa ñu bari xalaat nañ ci mooy jaru ko te ñi vraiment ñuy remercier encore di rafetlu mooy li yaay ji def ba nga xamee ne dem na fa mu ko mun a waxee muy waa AGS te tey jii Ami Sakho mii toog nii toogal leen fi ak ñoom it liggéey bu rafet bi nga xam ne moom lañ ci def loolu mooy wane ne rek ne état moo porté xëy na politique bi mais mënu ko def moom kenn kon boog dafa am ñu bëri ñu nekk ci gannaawam ci ñuy tuddee société civile ñuy tuddee aussi organisation de jeunes yi ñoom ñëpp ci société civile lañ bokk ak ñi nga xam ne itam ñoom ñoo ànd ak état bi di ci dolli seen doole yi foog naa bàjjenu kii madame Amy Simi lu mu toog bàjjenu gox la te ñu ngi ciy liggéey ñooñu ñëpp war a mun a liggéey di wone li nga xam ne moom moo doon li yàq dundu xale di yàq dundu mag ndax itam du xale rek la ñuy violé dundu mag sax buñ ko violé mu yàq dara ci dundam ma sama xale boo xam ne xamagul dara kon boog nañu di dénonciation boobu buñ ko jël ci lu nga xam ne dafa bon ci ñoom walla jikko la bu nga xam ne dañ ko war a sànni fële foog naa ne si ku xool ak laay taalaam war naa xalaat ne loo xool yow li nga ci mën a perte xoolal xale bu ndaw bi nga xam ne àddinaam mooy yàqu ba faw foog naa ne loolu lu am solo la li nga xam ne film boobu woon nañu ko vraiment di dellu si waat di wax na nit ñëpp xoolaat lii saytuwaat ko te di ñu dimbali pour suñu liggéey mën a antu liggéey ñi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal mën a antu ñuy ñëw di ñuy yeggale ay information dénonciation merci beaucoup. dénonciation am na solo Amy Sakho yéen waa AJS est-ce que am ngeen facilité nit ñi population bi di ñëw ci yéen facilement di wax problème yi di dénoncer di boole ak noo leen di taxawoo est-ce que dinañ am retour bi nga xam ne jaroon nañu ñëw ka leen faagaagal ka leen def lu bon loolu dina am retour bi nga xam ne walla justice dina teg ci cas bi yoon ba nga xam ne ndaw soosu du regretter li muy ñëw parce que léeg-léeg ñoom bu ñu ñëwee dafa am lu ñuy bañ
tas famille wala tas dëkkandoo mais est-ce que ñoom bu ñu ñëwee vers yéen li ci war lépp dina am ak naka lay demee ak est-ce que ñu ngi ñëw facilement vers yéen. waaw témoignage bi comme ni ko madame la directrice waxee. maanaam ku ko dégg sa yaram dina daw. parce que xale bu ndaw ñu def ko gis bu ñaaw bi waaye li ma ciy bégloo mooy dañu def li ñu war a def. def li ñu war a def mooy dénoncer xam nga Sénégal dëkk droit la am ay loi yu ko tënk. loi yi nag nekk ñu fi pour ay bàyyi ma. loi yi dañ fi nekk pour nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàdd yoon ñu war leen tegaat yoon. donc képp koo xamante ni dund forme violence nga ko war a dénoncer. parce que dénonciation bi solo bi mooy dafay tax ki nga xam ne defagu ko mu xam ne bu ko defee dinañ ko teg daan. waaye ki nga xam ne def na ko dootu ko ñemee def. mais bu ñu ko dénoncé wul ki nga xam ne moom def na ko mën na ko defaat ki nga xam ne gis na ki ko def te dara fekk ko ci. mën na tenter pour def ko. kon dénonciation bi dafa am solo association des juristes sénégalaises dañu am lu ñuy wax boutique de droit boutique de droit boo ko déggee mooy centre yoo xamante ni dañ fay dalal population bi di leen déglu di leen conseiller di leen orienter mais di leen gunge ci wàllum yoon par exemple cas bii nii bu ñëwee li ñuy njëkk a def mooy déglu leen bu ñu leen dégloo ba dalal leen ba xam li tax ñu ñëw viol la pédophilie la leneen la wala lu mënti doon ñu fexe jàppale leen ci wàllum plainte parce que cas bi plainte la soxla jàppale leen ci wàllum plainte déposer leen ko au niveau du tribunal bu yàlla defee ki nga xam ni moo ko def yoon teg na ko daan teg na ko loxo ñu jàppale leen ci mbirum avocat foofu dama ciy profité di remercier ministère de la femme parce que à travers leur programme PASNEC dañu mettre à notre disposition un fonds d'assistance bi ñuy permettre ñu mën a jàppale population bi commencer ci certificat médical parce que certificat médical yombul pour yenn population yi mën a génnee seen xaalis dem uti ko fonds boobu daf ñuy permettre ñun ñu fayal leen ko gratuitement mais fonds boobu daf ñuy permettre parce que suñu organisation bi dafa am ay avocats mais dañuy liggéey ak avocats yoo xamante ni bokkuñu suñu biir mu am ñoo xamante ni dañuy soxla am lu ñu leen jox pour seeni déplacement wak dem tribunal ak yooyu fonds boobu moo ñuy permettre ñu def ko mais ki nga xam ne dafa dund violence dafay am lu muy bàyyi ci xelam donc bu ñëwee dañ koy jàppale pour mu mun a am benn assistance psychologique mais du ñun ñoo koy def parce que ñun droit la ñu jàng dañuy lëkkaloo ak centre yoo xamante ne ñi fa nekk ay psychologue lañu mën a assister ñooñu nga xam ne dund nañ violence bi ñu jàppale leen ci transport dem ordonnance yooyu yëpp fonds bi moo ñuy permettre ñu mun ko def kon c'est l'occasion ñu remercier ministère de la femme donc di wax ne boutique de droit yi damay joxe rek dernière statistique yi parce que année bi ñu génn 2019 bi ci benn année bi am nañ ci 1229 cas de violence quand même yoo xamante ne jot nañ ko te boo xoolee ñi ci ëpp ay xale yu ñu sàkku la ki nga xamante ne moom moo ci gën a mag moo ci gën a ndaw 6 ans la am ci biir am na ay xale góor parce que Sénégal li ñuy fàtte di wax mooy violence yi góor yi dañ koy dund mais suñu société ni mu bindoo dafay tax ba en général bu ko góor dundee duñ ko dénoncer moo tax nit ñi dañuy jàpp rek ne jigéen ñi lay dal mais dafay dal góor ñi mais nag boo xoolee li ci ëpp jigéen ñi lay dal xale yu ndaw yi lay gën a dal donc loolu mu nekk chiffre yoo xamante ne ku ko dégg defe naa war nga tiit ku ko dégg war nga jaaxle li may faral di wax cas yooyu boo ko seetloo comme cas bi fi jógee nii da ngay gis ne ñu leen jege ñoo leen koy def man damay faral di wax ne bu ñu demee ba sër di lekk taat ñu baal ma ci wax bi kenn xamul fooy muccee parce que xale daf koy dal ñu ne baayam moo ko def xale daf koy dal ñu ne nijaayam moo ko def xale daf koy dal ñu ne magam moo ko def xale daf koy dal ñu ne ki ko doon jàngal moo ko def xale daf koy dal ñu ne ki dëkk ci koñ bi moo ko def kon xale yi kan moo leen protéger mais yemul ci xale yi rek dafay dem ba ci mag ñi parce que boo xoolee suñu statistiques yooyu dangay gis ne am na cas boo xamante ne 60 ans la am nekk ci benn région bëgguma ko tudd fii xëy na ñi nga xam ne dinañ gis rapport bi dinañ ko gis di dem di def liggéeyam boo xam ne ci àll bi lay dem di bay pour dundee ko foofu lañ ko dogaale sàkk ko kon violence yi jëlul kenn dama koy faral di wax ne ñun ñëpp mun nañu nekk probable victime ku nekk mën na la dal waaye ñun ñëpp mun nañ nekk éventuel auteur parce que tentation dafa rëy tentation dafa fort
waaye damay wax rek ne li ñuy utalee ak mala yi mooy suñ jëfandikoo suñu xel. li ñuy utalee ak mala yi mooy ñu noot suñu bëgg-bëgg. mooy ñu noot suñu bakkan. donc loolu fa laay terminer ci sa question bi pour wax ne. suñu boutique de droit yi loolu rek moo ko tax a jóg. mooy képp koo xamante ne soxla nga ci wàllu yoon te amoo moyen la bëri na mën nga bañ a am moyen technique bi maanaam xaw ma lu ñuy bindee plainte. waaw ñu bindal la. mën nga bañ a am moyen financier bi. mooy omo lu may fayee nga ñëw ñu jàppale la gratuitement. mais beneen moyen bi mooy xaw ma fu may jaar. nga ñëw ñu wan la yoon bi nga xam ni foofu nga war a jaar te ñi fay ñëw ñëpp yàlla suturaal nañu. dinañ leen jàppale topp leen ba fi ñu war a yegg. am na ci nag ñoo xam ne dañuy dem ba ci biir ñu dëppaat parce que pression familiale bi. pression société bi. ñi lay wax ne la boo ko tëjee yaa koy yóbbul añ. waaye man dama jàpp ne jëkkër ji tëddee sa doom sëy amatu fa. papa ji tëddee maam ji tëddee sa tam defe naa diggante jureel. xool ko fa amatu. donc di wax rek ne dénonciation bi moom lu ñuy encouragé la. parce que tant que defuñu ko duñu mën a yegg. dinañ ci gën a xuusaat bu baax. maman Aminata Sy yow bàjjenu gox loo gisee suñu cas bi loo ci xalaat. waaw cas bi de nekk na cas bu tiis bu doy waar daw na yaram nañ ko déggee nii wax dëgg yàlla parce que xale am na leneen loo war a wut ci moom lu dul di ko sàkku. ñuy profité nag ci occasion bi di rafetlu. li fi Ami Sakho wax yëpp daanaka presque wax na lu bari. ndax ñun bàjjenu gox yi dañoo lëkkaloo ak AGS ñu ñuy defal ay formation yu bari. ba tax na ñun ak Guédiawaye boutique de droit yi nga xamante ne ñu ngi fa Guédiawaye amagul mais antenne bi Pikine la nekk. mais ñun bu cas yu mel ni amee dañuy accompagner maman yi. dëppal leen accompagner leen wal leen yoon bi yóbbu leen ba boutique de droit ba. boole leen ak juriste yi fa nekk ñu mun leen toppatoo defal leen li nga xamante ne war na ci loolu dal seen doom. fi may waxee rek di insister mooy tey jii ñun war nañu fexe ba ñemeloo nit ñi ñuy dénoncer. boole boobu nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla war nañ cee taxaw ñemeloo nit ñi jox leen fit ba ñu mun koo wax. wax na ko xanaa ay répétition lay doon tey da ngay dem si kër. jarbaatu paa bi dafa jóge vacances ñoo nekk ci biir kër gi sàkku xale bi doomu magam bu jigéen ñoo na ci biir kër gi sàkku ko rakkam bu góor nekk na ci biir kër gi moom borom kër gi sàkku doomam yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne dem ay problème familial yoo xamante ne du neex a wax waaye nag il faut que nit ñi di delloo si waat seen xel pour dénoncer tant que ñemewuñu dénoncer ku ki xoolul conséquence ki xoolul ne kii kat sama yaram war na daw waruma koo laal ku xool ne kii sama doom la kii sama sët la wala kii kat sama mag a ko jur ba xoolul loolu ba laal xale bi wax dëgg yàlla kooku dénoncé ko lu jaadu la papa yi ñu ngi fi maam yi ñu ngi fi ñu toll daal société bi dafa doy waar moo tax nag ñun bàjjenu gox yi am nañ ci liggéey bu baree boo xamante ne ñu ngi ko ciy def di woo maman yi di waxtaan ak ñoom di def ay causerie di dem ci biir kër yi di def ay visite à domicile léegi VAD lañ doon wax dem nañ sax ba ne VADI muy VAD intégré dugal ci lépp loo xamante ne ndax ñun dañ doon saytu rek lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaramu ndey ak doom léegi dem nañu ba yokk ci yeneen ak yeneen loolu mooy indi i bi muy VAD intégré lépp lu nga xamante ne dafa soxal doomu aadama wala soxal kër gi wala soxal njaboot gi ñun suñu dematee amul ci sujet tabou luñ ci yëg dinañ ci dox wax ko ci ba ci xale yu góor yi xale yu jigéen yi ñuy sàkku xale yu góor yi nga xamante ne la ñuy nekk sax si biir kër ay yeneen góor nekk ci biir kër gi di sàkku xale yu góor yu ndaw yi loolu am na ci biir kër yi jànq yi nga xamante ne dañ leen di bàyyi ci biir kër yi yaay yi dem liggéeyi bàyyi leen ak seen njaboot jànq yooyu di sàkku xale yu góor yi jànq yooyu di sàkku xale yu góor yu ndaw yi ci biir kër gi yooyu yëpp ñun dund nañ ko parce que ay nit ñoo ñu koy wax su ko defee ñun lépp lu nga xamante ne war nañ cee mën a dox waxtaan ceeg ñoom ba ñemeloo leen ba ñu mën a dénoncer ñu koy def waaye toujours nag comme ni ko Aminata waxee léegi rek madame Ami Sakho toujours da ngay dem ba gis nit ki dem ci procès bi ba avancé nga gis ñu dëppaat ko mu dellu parce que dootul mën a avancé tax du am ku ko jàppale famille bi yëpp indexé ko ñu stigmatisé ko ku nekk di ko joxoñ baaraam ndax yàq na famille bi def na nii def na nangam yooyu yëpp nga di ko sóoraal mu nekk méttitu góom boo xamante ne nit ñi ñu ngi koy dund ci biir kër yi te doy na waar. dëgg la métti na Serge suñu très cher frère activiste Serge loo xalaat ci suñu témoignage bi nan mooy sa combat. écoute
man saa yu may déglu yi ça je dis toujours que en fait. Ça m'énerve, mais au fur et à mesure qu'on avance ñi may waxtaanal dañ ma naan tu dois quand même te calmer. Parce que soo bëggee am solution il faut être calme pour ce genre de choses là. Mais yàlla rek a xam ni ñuy yegg suñu xol suñu déggee lu mel parce que ça fait extrêmement mal nga dégg ñu ni la nit ki dox na sàkku nañ ko. J'ai l'habitude de dire que tu tues une personne, elle est morte, jeex na dem na suul nañ ko. Mais quand tu abuses d'une personne, c'est-à-dire que tu l'as tuée intérieurement et elle est obligée de vivre, même morte. Oui. Et loolu ça fait extrêmement mal. Donc tey toll nañ ci jamono boo xamante ni il faut waxtaan am. Mais il faut que aussi des mesures fermes am. Man gëmuma naxasaale ak un violeur. Gëmuma naxasaale ak kuy abuser si nit, même harceler nit. Gëmuma naxasaale ak kooku. Malheureusement, au Sénégal, c'est vrai, nous sommes une société assez complaisante, bu mën a waxtaan déggoo, mais am na yoo xam ne su amee comme ni ko soxna si waxee foofu diggante bi jeex na. waxtaan amatu fa. li fa am mooy jëf parce que tey soo bàyyee benn mu jàll mais dis-toi que yaa ngi yàqal keneen koo xamante ni demain mooy dund la. gis na suñu dundee ba nga dégg si benn at il y a eu 1229 abus. C'est-à-dire c'est xawma kan la ma warul interpeller mais aussi même soo musul war nga am interpellation si loolu et dis-toi que mooy yi nga xamante ni ñëw nañ tey yëglu ne ñoom def nañ leen lii avec tout le courage qu'il a fallu pour ça mais combien la ñu yëglu c'est là le problème xam nga ñi yëg nañ leen ba tey ñu mel na AGS vraiment di rafetlu seen liggéey bu baax ak la direction de la famille ak bàjjenu gox yi ñoom yëg nañ mais lii am na bon peut-être que dinañ am solution mënul am parce que nit ki dund na li muy dund ba pare mais au moins dinañ dem ci yoon wala dina am suite et cetera mais ñaata ñoo nekk ci biir kër yi en réalité tey yoo xamante ni ñi ngi koy dund seen papa mi ngi leen koy def seen mag mi ngi leen koy def wala tu vois koo xamante ni gan la rek ci kër gi mi ngi leen koy def te mënuñu wax man tey souvent quand j'utilise mes réseaux je dis aux gens wax leen gis nga. nit ki xas na la ba sàkku la rey na la ba pare mënul def plus que ça en réalité waxal il faut pas avoir peur de parler et c'est l'occasion aussi d'interpeller la société d'interpeller les parents nañu bàyyi di naqal affaire yooyu c'est-à-dire soxna si yooyu du lu ñuy nëbbal gis nga abus man yàlla dafa def j'ai grandi dans un endroit je ne veux pas dire le nom mais j'ai grandi dans un endroit où on était tous que des enfants comme des internats comme on les appelle c'est plutôt même un orphelinat alors très souvent tu voyais parfois dans les rencontres on nous parlait de ce genre de choses-là mais tu disais que c'était invraisemblable jusqu'à ce que man ma màgg tey di am ñoo xam dam leen di déglu ñu ñëw pas plus tard hier et assez bizarrement hier sur Twitter une personne interpellée ne ma dund naa lii ak lii on parle d'une femme boo xam ne tey elle n'est pas mariée mais elle a un enfant et moo ma mag man mais jusqu'à son âge c'est-à-dire ce truc-là est resté en elle alors qu'elle a été abusée alors qu'elle avait 4 ans est-ce que tu te rends compte de ce traumatisme-là elle me dit man je n'ai pas confiance en moi même pour tweeter parce que on est sur un réseau social Twitter la personne n'ose pas tweeter elle me dit man ñemewuma tweeter parce que j'ai peur du jugement des gens lan moo ko andi li mu dund quand elle avait 4 ans alors ce choc-là ce traumatisme-là personne ne le mérite et suñu demee tey comme ni ko ndaw si di wax si témoignage bi ba tey nit ñi di ko dund waratul doon tabu waratul doon lu ñuy nëbbal et foog ñu waxtaanee ko et c'est en ça que ces plateaux-là sont bien j'espère que dinañ ci waxtaan aussi dinañ am ay solutions des pistes de solutions pour cela inchallah balaa ma laa bàyyi Serge lan nga foog ne ban utilité la réseaux sociaux yi mën nañu jàppale si yenn cas yooyu ñu mën a am ça permet de libérer la parole parce que tey leen ngay fay pour bind mooy la connexion il y a beaucoup de gens qui utilisent un système bu ma neex man mooy le système anonyme pour wax sa soxla donc il y a des gens tey ils créent des profils rien que pour ñëw waxtaan ak yow doo mës a xam kan la mais ñëw na waxtaan ak yow parce que dafa bëgg ko déglu ça c'est l'utilité des réseaux sociaux la deuxième chose aussi avec ces réseaux sociaux là mooy des groupes qui se créent quand même qui permettent de sensibiliser. Et je prends souvent l'exemple, bon, vous excuserez que je parle toujours de Twitter parce que c'est le réseau que j'utilise le plus. Twitter, c'est un réseau, on a été parfois en face de gens qui ont justifié l'abus.
Mais grâce au même réseau, les gens ont pu leur dire que quand même, à mon droit justifié quoi. Parce que pour nous, c'est normal dans leur tête. Hein. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est normal dans leur tête. Donc, grâce à ces réseaux sociaux-là, tu peux leur parler. Parfois, des discussions, et c'est en ça que c'est important d'avoir les réseaux sociaux. Ça libère la parole, mais aussi ça libère même les victimes de pouvoir parler, discuter, parce que parfois, ils n'ont plus besoin d'autre chose sinon discuter et même de façon anonyme. Justement, Madame Maman Fatou, ma question que je pose par rapport à ça, lan moo tax ngeen ciblé campagne bi en virtuel, lan moo leen poussé campagne bi nekk digital virtuel. Voilà, xanaa rek ma dellu si ci li ngay wax campagne bi li ko wundu moo doon comme ni mu ko waxee ci njëriñu xarala yooyu gën a mun a atteindre le maximum de personnes nit ñooñu ñu jot leen ci lan benn bi sensibilisation la mooy yeete boobu mun na nekk ci lu ne yeete ci moytu li ñuy wax prévention yeete ci li nga xam ne moom moo lay aar moom mooy protection mais yeete tamit boo xam ne ci yow lay jóge ñëw ci ñun muy dénonciation kon xam ngeen ne xarala looy comme ni mu ko waxee am na njëriñ ci loolu nag dañuy sukkandiku ñu ministère de la femme ànd ak suñu partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo UNFPA jiite leen UNICEF Plan ak UNIFEM ñoom ñëpp ñu nekk ci ñu ne ci lii ñu nekk muy ñu koy dund muy contexte Covid bi te ci loolu sax dinaa dellu si ci ami wax nee na leen daaw 1229 muy junne ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent plainte la ñu jotoon ci seen bulletin de droit yi ñoom ci seen mbaax nee nañ ñu ren ci juróom-ñeenti weer yi tax te juróom-ñeenti weer yooyu mën nañ leen tëkkalee ak weeru yi nga xam ne ci lañ doon dund maanaam mbas mi weesu na li nga xam ne ñoom lañ am ci at yi muy 1444 muy encore junne ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñeent déjà loolu rek ëmb na tamit te itam bokk na ci li nga xam ne moo tax ñu ne nañu dem ci xarala yooyu am dem def une campagne mi nga tuddee campagne virtuelle te foog naa ne ki nga xam ne moo toog ak ñun muy Serge di ci liggéeykat ak ñeneen foog naa buñ ko doon tudd tey du jeex ndax ñëpp gis nañ njëriñ bi ci loolu la ñu sukkandiku ne nañ def campagne bi nag mi ngi commencé comme niñ ko waxee ci fukki fan ak juróom benn yi nga xam ne ci la ñuy nar a xeex luy métital jigéen ndax métital la commencé woon mu mujjee li nga xam ne nag muy sàkku mu itam ànd ak leneen lu nga xam ne tam ci métital jigéen la mooy li nga xam ne dañ leen di xarafal jigéen muy itam lu nga xam ne day wàññi jigéen ci déjà ci sa bopp rek mais wàññi la tam ci sa ndundin maanaam sa àddina yëpp dina am lu nga xam ne daf la ko ci wàññi ci sa santé ci sa dundi bopp ak sa diggante sax ak sa borom kër loolu yëpp dafay am ci loolu tamit ki campagne bi la bokk campagne boobu itam ñu defati ci leneen wane ne ci campagne boobu comme ni ko madame la waa AGS yi waxee ne leen bu leen tiit bu leen ragal am na foo leen ko mën a waxee am na foo leen nga xam ne foofu ngeen mën a dem pour ñu jàppale leen mais xam nañ ne l'état bi nga xam ne moo fi nekk garantir na leen ci daan yi nga xam ne moom la mën a daan ñi nga xam ne ñoo leen teg métit yooyu teg leen ñaawteef yooyu ci loolu tamit ma ciy rafetlu foog naa ne depuis daaw la ñu ko vraiment président joxoon muy loi mi nga xam ne moom moo yokk daan ba daan fa mu gën a kawe ci ñi nga xam ne dañoo sàkku jigéen ak surtout sàkku xale yu ndaw yi ndax loolu dafa am terme bu nga xam ne moom lañ ko def am na sàkku ñëpp mais am na sàkku xale yu ndaw yi la ñuy wax pédophilie te aussi Serge tamit wax na tamit métital harcèlement ci loolu nag daan yi yokk lool ci kaw ci loolu nag ñi ngi def campagne virtuelle yi mais may profité aussi ci plateau bi di wax ne loi boobu nga xam ne moom la ñu def pour yokk ndaan yi dañ koy lancé tey jii maanaam ci lancement wu campagne 16 jours yi dañuy lancé itam ne Sénégal wërkël képp ministère dina ànd ak ñii fi toog ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi ne pour dem dugg ci population bi
war leen ne ah li ngeen di def baaxul xoolal baax loolu àndi ko ak ay suñu nitu diine yi suñu leader d'opinion yi ak yëpp mais itam ne leen loi baa ngi fi nag moo leen moo ngeen xam ne nii la tëddee te ku ko fi mu sa def lii moo la ciy fekk loi boobu nag ma koy rappeler ndax président nee na woon loi bi diis na lool kon boog nañ ko xoolaat seetaat ko te xam ne loi bi ku yebbu moytu ndax Sénégal pays de droit la mais itam am na itam lu ñu fi teg di dem pour mun a fekk si ñi nga xam ne ñoo ko def daan leen ko dellu si ci li Ami waxoon pour ñi nga xam ne dañ ko defoon ñi nga xam ne dañ ko def te sax xëy na jàppaguñ leen ñoo xam ne ñun dañoo bëgg ñu leen dénoncer mais buñ ci jógee itam képp ku nga xam ne sa xel dem na ci sax ñu fexe ba nga xam ne sa xel dootu ci demati. Inch'Allah Inch'Allah Ami en général yéen waa AJS ñi ñëw si yéen lu weesu siif bi ñuy wax wala xarafal bi yeneen façon méttitu jigéen ngeen di dégg ngeen di jàkkoonteel ngeen di gis ñu leen di wax. xam nga violence yi dafa am forme yu ñu manifesté dafa am lu ñuy wax violence économique mooy violence bi nga xam ne ci sa koom-koom lañu koy def mu am violence psychologique morale mooy bi nga xam ne ci sa xel lay nekk mënoo ko laal daj ko waaye nekk na loo xam ne da lay bàyyi metti ci sa xol mu am beneen forme violence boo xam ne mooy physique bi mooy bi nga xam ni mën nañ ko boole ak sexuel bi parce que mën nañoo ànd si say cër lañ koy def say awra lañ koy def donc ñetti forme violence yooyu moo am ci catégorisation juridique bi ñun nag ci boutique de droit yi avant Covid bi violence yi ëppoon mooy physique yi mooy yi nga xam ni dóor la yi nga xam ni viol la mais Covid bi bu ñu ñëwee def nañ ci benn étude bu ñu partagé yàggul dafa wane ne ci biir période Covid-19 bi violence économique moo ëpp violence économique mooy violence ci koom-koom parce que dafa ñu wan ne jigéen ñu bari ñoo xam ne amoon nañu revenu di jaay di jënd parce que tamit dañ koy wax Sénégal boo xoolee ménage yu bari jigéen ñi ñoo ko yor ñoom ñooy dem jaay ñëw jox njaboot di ñu lekk donc ñu gis ne jigéen ñooñu amatuñu revenu boobu te dafa mel ni am boobu ñu doon am moo taxoon ñuy dund jàmm seen biir kër parce que ku leen defal ñu def ku leen defal lu ñu def ñu nekk ci seen jàmm mais bi ñu demee ba amatuñu revenu boobu ñu wëlbatiku ci seen i borom kër di laajte ay dépenses am nañ ci cas yoo xam ne laajte dépense rek ci lañ la dóor ba damm sa loxo parce que borom kër gi amul woon habitude di joxe dépense yow yaa doon joxe dépense nga gis ne kon violence économique yi ci Covid-19 bi moo ëpp di toucher benn catégorie sociale boo xam ne avant duñu doon dund violence mais dem nañu bay dund violence boo ko dépassé da ngay dem ci violence yi nga xamante ni psychologique et morale parce que dajaloo bi ci biir kër yi ñàkk dem fenn bi mais tam toog bi te jàppuñu ci dara andi woon na xol yi di tàng nga xam ni boo laalee nit sax mu xas la wax la loo xamante ni xëy na yow xaru sax moo la koy gënal ñu delluwaat gis ni violence yi ci topp mooy sàkku yi parce que sàkku yi boo xoolee ci Covid bi am na ci région yoo xam ne pratiquement am fa mais am na ci yoo xamante ne mën na fa gën a yokk parce que comme ni may wax xat-xat bi ak dajaloo bi mais am na wàññeeku ci période boobu nga xamante ni Covid bi am na ci yenn région yi waaye boo xoolee de manière générale pratiquement yokkute am na ci parce que madame la directrice wax na ko ñun ñoo amoon exclusivité pour joxe chiffre yi moo tax bëgguma ci woon dugg bu ñu ne la 1200 nga ñëw 1400 xam nga am na lu ci yokk mais yokk boobu ñun bi ñu xoolee xayma lan moo indi yokkute boobu noonu dañuy gis ne liggéey bi am na yokkute ñun buñ ci gis mooy nit ñi ñeme nañu dem dénoncer loolu moom il faut le reconnaître parce que avant koo ne demal boutique de droit wala demal feneen day ragal parce que dañu ragaloon procédure yi wala dañu ragaloon buñ ci duggee duñ ko mën a yeggali parce que non seulement amuñu moyens yi waaye xamuñu fan la ñuy jaar gis nañ ni léegi yokku na mais beneen bi nga xamante ni dafa nekk facteur boo xam ne daf koy favoriser mooy le regard de la société dafa am ñoo xam ne ba léegi jàpp nañ ne man su ma dénoncé violeur bi man sama bopp la ñuy incriminer man mi nekkoon victime finalement maay nekk auteur man la ñuy wax lu tax ma dem boole ko man la ñuy wax lu tax ma dem tëjlu koo xamante ne comme ni ñu koy waxee boo ko tëjee yow yaa koy yóbbul añ
donc nga gis ne côté boobu moo tax yëf yi amee sooxe waaye boo xoolee Serge li mu wax parce que ñoom bokk nañ ñun ñi ñuy wooyee influenceurs yi nga xam ne sur les réseaux sociaux Covid-19 bi permettre nañ ñu am beneen outil de communication boo xam ne c'est virtuel boo xam ne jarul déplacement boo xam ni jarul dajaloo waaye boo xamante ne daf ñu permettre ñu am une communication rapide et efficace sànq madame la directrice mi ngi ko doon wax pour def historique un peu dellu ci ni ñu def ba am loi criminalisant le viol nga gis ne réseaux sociaux yi joué nañ ci lu bari bi cas yi baree avec le déclic qui a été créé par le cas Binta Camara gis nañ ne organisation yi dañu lëkkaloo ak ministère de la femme taxaw ne dañu bëgg criminalisation du viol mais pour ñu dem ba askan bi ñëpp jàpp ni seen yëf la réseaux sociaux yi moo ñu ko permettre à travers le collectif dafa doy ñu créé benn hashtag dafa doy hashtag boobu wër Sénégal wër àdduna ñëpp di def ay messages clés di utiliser hashtag boobu ñu dem ba Sénégal yëpp jàpp ni criminalisation moom mënul ñàkk il faut mu am ñu def suñu site bu rëy boobu ñu àndoon ak ministère de la femme def ko yàlla dogal ñu am cette loi criminalisant le viol donc ça c'est important ñu xam ne la communication elle doit être globale waruñu dem rek peut-être ci médias traditionnels yi waruñu dem rek ci médias sociaux yi mais ñu boole yëpp mais tam dem ci population bi comme ñoom bàjjen sensibilisation waxtaan ñoom parce que ñoom dañu jege population ñun il nous arrive parfois ñu am ay cas yoo xam ni leer nañu ne ñun buñ ci duggee en tant que juriste mën na gën a compliquer cas bi ñu jaar ci ñoom pour fexe am porte d'entrée pour dugg jéem a régler cas boobu donc c'est juste pour vous dire que violence yi facteurs yi nga xamante ne mooy koy expliquer dafa bari waaye parfois damay faral di wax ne bu ñu ko jàppee loo xamante ne mbirum état kese la waaye bu ñu ko jàppee loo xam ne ñun OSC yi ñun rek ñoo ko war a xeex mais dañ jàpp ni ñun ñëpp suñu yëf la parce que ñun ñëpp buñ ci gisee suñu bopp xeex bi dina yomb mais nag parfois sénégalais lu ko dalul rek pour moom amul da ngay gis ku toog biir këram gis ñu ñuy débat wala ñuy marché ñu teg ne suñu yëfu bopp la alors que suba boo maytul moom la njabootam di nekk victime de viol donc loolu c'est important nit ñi xam ko xam ni loo xamante ne la ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp bu ñu buggee lu yegg ci zéro cas dëgg la Serge balaa ngay dem ma bëgg a xam naka nga ñu nar a jàppale ci campagne bi par rapport aux réseaux sociaux via tes pages et tout. Écoute, souvent je dis qu'on utilise le terme influenceur, c'est enfin, on nous le colle, hein, mais man dama ko ragal torop. Mais li ma jàpp mooy ku mel na man ak ñu juróom man dinañ ci wax comme ni ñu yàgg a def. dinañ wax ak ñi ñu jàpp ne war nañ ñoo dégg. su dee dañuy def ay vidéo su dee dañuy def ay tweet su dee dañuy def ay post Facebook dinañ ko def. avant lii dañ koy def. waxtu ma laag mu am 16 jours d'activisme et si on se considère comme activiste ça veut dire qu'on est concerné directement. dinañ ko def dinañ ci wax ñi ñu war a waxal. et même dans nos environnements immédiats dañ ciy wax parce que yemuñu juste ci réseaux sociaux yi. Inch'Allah. En tout cas merci mais lan nga mën a joxe comme conseil comme message à tes frères à nos frères pour ñu bàyyi seen ñaawte fii ñuy teg suñu kaw. mais écoute nañ delloo ci xel yi parce que suñu nekkee ci dëkk boo xamante ni la majorité se réclame croyant dangaa gëm yàlla yenn yi waruloo ci très honnêtement sa xel warula ko may parce que souvent nga baal ma ne souvent les gens disent que damay gis mu xew ba pare ñu ne kii àndul ak xelam. moi je dis que c'est un raccourci. c'est un raccourci parce que ku àndul ak xelam du xam ni lii war naa mën a neex ci moom bu koy def. c'est-à-dire que un temps soit peu il a eu un temps de réflexion xam ne su defee lii dina neex ci moom. donc sama gars yi nañ delloo ci xel yi. honnêtement àdduna jaru ko. dara jaru ko. yàq dundu nit ñi ci ay caaxaan. moytu quoi sama bopp laay waxal. ni képp kuy góor laay waxal képp kuy jigéen aussi parce qu'il faut pas omettre ce truc là il y a parfois des femmes aussi qui abusent des hommes comme des hommes qu'il faut même si c'est plus rare. donc nañu moytu loolu. vraiment affaire bu jara moytu la parce que moi je sais nan la mën a yàq dundu nit quoi. L'émission Solution te remercie Serge. Ça a été un plaisir partager plateau bi ak yow. dañuy ànd dem seetaani suñu beneen témoignage bi wax ci l'excision.
loolu xam nga mënoo ci nettali lu bari ndax ci berceau lañ la ko defaree. teelu ñu ma koy expliquer bi ma commencé jàng école laa gis ni maa ngi ànd ak ay xarit yoo xamante ni kenn xarafalu leen mais après ñoom ñu leen di woowee beneen tur boobu jaaxal ma laaj sama yaay lu tax ñii ñu leen di woowee nii man ñu may woowee nii après mu expliquer ma mu ne ma ni que ñu xarafalul la ñuy woowee nii parce que pour ñun ku ñu xarafalul setuloo moo tax ñu leen di woowee tur bi mais yéen duñ leen koy parce que yéen xarafal nañ leen ba pare. moment boobu damay yaakaaroon ne lu baax la parce que bi mu ko expliqué mu wax ma ni que lii boo gisee ma ne ko lu tax ñu koy defaral mu expliqué ma ni que parce que buñ la ko defarul fu nit ñi di toogee di jël ay décision yow waroo doo ci mën a bokk parce que yow comme genre benn kii ngay doon ku setul la ci biir famille bi des fois mën nga dem famille boo xamante ne duñ nangu nga sëy fa parce que dañuy ne foofu yow waroo toog waruloo jox kenn mu lekk mu ne ma aussi te am na kii yoo xamante ne cérémonie yoo xamante ne aussi mënoo cee bokk tant que xarafaluñu leen moo tax bi ngeen juddoo ma xarafal leen. yombul woon parce que boo sikk ak sa borom kër je dis mën naa wax doo yëg sa bopp ba pare à chaque fois que nga sikk ak moom day mel ni que dañ lay xarafal encore beneen yoon mu nekk loo xamante ni métti na trop waaye da ngay góorgóorlu rek. sama jëkkër bi ma jëlee mënu woon jàll parce que dafa am lu ko doon bloqué mu métti woon ci man trop métti woon ci moom aussi moom bi ma xoolee mu xam ne kat il faut am nu ñu réparer ci la ut nag rendez-vous ak benn professeur Makeke ma koy remercier de passage ci lañ dem ut rendez-vous ak moom mooy biñ ko ñëwee le lendemain ci ëllëg sa ci la mu opéré bi mu opéré aussi opération bi métti woon trop gaz bi muy génn ak ba ni may wéree sama jëkkër waral na encore jëlaat mu nekkoon encore beneen troisième traumatisme beneen métit bu war a yëg encore. bi ma ëmbee sama taaw bi ma dem ba war a am doom mun ma woon am doom ndax man dañ ma opéré dañ ma césarienne parce que sama col mënu woon ubbeeku bu baax yëpp xaraf bi def si dafa am ñu ci waral lu bëri to ñu opéré ma mais même bu ñu opéré après am naa ci ay infection parce que balaa ngay am doom bari mu hôpital sage-femme nañ lay xool ba xam sa col ubbeeku wala ubbeekuwul mais saa ñëwee di xool rek dañu yëg encore métit mu nekk yoon boo xamante ni da ngay jóge ci lii daj ci lële jóge ci lii daj ci lële dafa mel ni métit yi dafay tegaloo dafay nekk métit boo xamante ne daf métit bu yàgg la mais day ñëwaat ak état boo toll si àdduna rek dafay ñëwaat. émission solution mi ngi dalal suñu gan bu yandi ji madame Aminata Diallo qui est conseillère spéciale en genre et enfance de la ville de Dakar, honorable députée à l'Assemblée nationale. Madame Aminata Diallo moom elle a été victime d'excision maman ñu ngi lay dalal. maa ngi lay fay yaa ngi may wax maman de waaye yàlla baax na macha allah loolu la ñu ñaan. naa ne bu ñu nekkul morom peut-être yow sama grande sœur nga parce que xale la mais yàlla mooy def loolu macha allah yaa ngi wax sujet bu am solo ñu ngi ci 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles am na solo lii ñuy def tey fii ba le 5 décembre lu war a yaatu la ñëpp jot ci mais surtout ñi nga xam ne
ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi ñi nekk ay Twitter ak yooyu ñu mun ci jot ñoom ñëpp ñu jàllale ko parce que lu am solo la li ministère de la femme ak ñëpp ñuy liggéey ci mbirum AJS ñi liggéey ci mbirum jigéen ñi ci mbirum xale yi yi jigéen ñi am na ci solo ñun ñëpp ñu gën ci jàpp macha allah mais excision lu doy waar la loo xam ne kenn du ko fàtte am naa quarantaine bi ma koy subir maa ngi am 5 te fàttewu ma dara léegi-léegi maa ngi expliqué Ami Sakho man fàttewu ma paaka boobu ñuy utiliser boo xam ne ni tradition la maanaam c'est sûr que yow paaka bi nga gis mun na am jaar na ci ay yaay jaar na ci ñeneen nag maanaam paaka bi day dem ba xam nga paaka day mag nii mais après day dem ba tuuti moo ci des donc ça veut dire que jaar na ci xale yu bari donc xoolal loolu lu gën a garaaw loolu amul parce que médecin bu ko toogoon kon dina poser wu beaucoup de questions ba pare na bu paaka bi ay morceaux lañ ciy takk xam nga morceaux yooyu doo ko jël di ko baxal ak yooyu c'est sûr que kenn du ko def dañ koy fomp rek yóbbu mais li gën a garaaw mooy ñun suñu jamono boo gisaan suñu wanag yi day am garabu tomate doom moom lañ ko daan faje man sama jamono man ay 83 85 86 ba 90 donc kii wu tamaate yooyu da nga naan gis si suñu wanagu yu yaay yeeg yooyu ko si ginnaaw day am ay tamaate doom ay bisaab ak yooyu donc bu feuille tomate la ñuy jël def ci mentalaat xam nga mentalaat bu laalee ci góom muy xasan xam nga dafay am nu mu koy def loolu moo tax pour xale bi bañ a xasan donc moom lañ ci def après takk ci morceau te morceau bi ci sàkket bi lañ koy weer sàkket xam nga sàkket bi doo ko fomp donc mun naa am na ay microbe foofu ngay ñëw weer ko après nga jël beneen morceau takkal ko xale bi du sol slip donc nga ne ko dafa war a set ci xale boo xam ne dafa am 5 ans nga wadd ko ay sër yu weex nga ne ko da nga koy jàngal pour mu nekk jigéen est-ce que man à l'âge de 5 ans fa lañ ma war a jàngal ma nekk jigéen defuma benn critique mais dañu war a xoolaat càmbaraat ñu gën a taxawaat xam ne aada la waaye aada mën nañ ko gën a defar gën a ba mu tolloog jamono parce que jamono bi loolu kenn mënu ko imaginer peut-être jamono boobu mënoon nañ ko imaginer waaye jamono bi kenn mënu koo dégg ba pare bët mënu koo xool kon nag war nañ ko xoolaat kon nag yàlla nañu li ñu bëgg yàlla nañu ko yàlla defal ñëpp dégguñu te xam ne ni du aada kese la mais du diine du leneen parce que buñ ci demoon ci diine amul fenn ci alxuraan fooy gis ñu wax ko bu dee ku góor ki la ñu wax ne c'est obligatoire mais jigéen ci ay benn xadis kese lañ ci wax ne honneur la te ñu ne benn soxna la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko romb mu ne ko li ngay def na mu ne ko dañuy pratiquer lii mu ne ko boo leen doon dagg sax def leen tuuti kon nga xam ne yonent bi macha allah wane na yërmande ne dagg leen tuuti kon kooku wane na yërmande maanaam xam naa ne maanduteem moo tax mënu koo wax bu leen ko def waaye indi na ci yërmande ne dagg leen tuuti parce que c'est juste pour l'honneur maanaam loolu obligatoire kon nag alxuraan dañ ko war a xoolaat xadis yi te kenn bu mu ko traduire ci li la neex nañ ko traduire ci nit ki ak fi mu ko waxee ak yërmandeem ak maanduteem ak ki mu doon aussi. am na solo madame Aminata balaa ngay ñëw ñoo ngi doon waxtaan ci violence tout ce qui est viol et tout ça ñu teg suñu témoignage di wax ci conséquences yi de l'excision xam naa di nga ci may leneen lu gën a bari waaye fi mu ne sa sañse bi sa orange bi ak ñun tamit suñu écharpe yi waa suñu écharpe yi non xam nga dañuy jàppale xam nga ñun ñoom madame Deme ñooy suñu yaay dañ ci yàgg nekk ay xale di ci liggéey ba tey ma jàpp ne ni du ma yem ci écharpe damay sol orange ñu xam ne ni man victime ruseewu ma ko wax kon samay morom waruñu ko rusee wax mais ñun ñi nga xam ne ni xam nga si 7 régions kese lañ koy pratiquer te 14 régions la ñu am donc dafa am làkkat yoo xam ne ñoom ñoo koy def kon pour may leen fit may leen doole ne leen nañ ci waxtaan buñ ko def sunu ay doom parce que ñun ñii subir nañ ko ñu am ci ay conséquences te pourtant mënoon nañ ci wax te nanguñ ci wax kon nañ ci wax ndax man kenn sañul pratiquer ko samay doom parce que jàng moo ma ko mel kon éducation lu am solo la ci lii ñuy def waaye même bu dul éducation nit lu lay gaañ bul nangu ñu def ko sa doom parce que du mbirum góor ñi mbirum jigéen ñi la waaye góor ñi ci lañ ndax ñun ñoo ngi fàttaliku ci dañ lay yóbbu ci ginnaaw kër gi duñ la def sa si biir kër gi parce que bëgguñu góor ñi gis la buñ la exciser dañ leen di ber ngeen nekk ak seen maam wala seen bàjjen donc te ay jigéen yu bari la ñuy boole
boole leen léegi nag ñu ne waroo leen gis góor ñi de un xam nga yow sa papa ak xale nu mu attaché papaam surtout doom bu jigéen dafay bëgg papaam ñun la sa papa bu ñëwee da ngay sujjut doo ko xool pendant ay presque ay 21 jours parce que di nga ci def am na ñoo xam ne 15 jours la ñuy def wér am na ñoo xam ne 21 jours la ñuy def ñu wér kon jigéen ñooñu nañu xalaat loolu yëpp ñu subir ñu bañ koo subirloo seeni njaboot bañ koo subirloo te aada neex na torop waaye aada boo xam ne ni ëllëg da lay indil ay ngaañte xam nga loolu war nañ ko xoolaat ñu am fit ñun ñëpp ñu taxaw wax ci jàkkaarloog ak ñëpp xam ne ni nag góor ñi léegi nag war nañu xam bu baax a baax li xew ci biir a biir yoo xam ne ni sunu ay maam daawuñu ko nettali sunu ay yaay daawuñu ko nettali sunu ay bàjjen daawuñu ko nettali ndax góor ñi xam naa ne bu ñu leen tegoon ci faasu xale buñ ko def ba wax leen li ci xew yëpp amaana ñu baree bari ci ñooñu di ko def dinañ ko bàyyi wallaahi. Maman Aminata Sy ban rôle association yi mën a am ci métit yi ñuy xeex. waaw maa ngi gan balaa loolu maa ngi nuyu bu baax a baax Adja Aminata Diallo di ko wax ne li mu wax am na solo ndax daf fi fekk yaayam mu toog ci plateau bi te defe naa ne wàllu xarafal jigéen ku koy wax ku ne fii ci biir Sénégal bokk naa ci pionnière yi ko njëkk a wax parce que man je suis née le 29 août 59 maa ngi marié 1975 man maa nekk 6e génération bi nga xamante ne ñun ñoo waroon a remplacer suñu ay bàjjen yi nga xamante ne ay exciseuses lañu woon mais man ci 1975 biñ ma marié ma gis ne dañ ma xarafal mu metti lool ndax suñ lay xarafal am na ci ñoo xamante ne dañuy wax nañu leen tafal seen doom yi nañ leen taf suñ la tafee dañuy préserver virginité bi ba yàlla dimbali la ba nga am borom kër jour booy am borom kër dañu war a ouvriraat taf boobu ñu la tafoon dañ comme genre opération dana war a xottiwaat pour nga mun a ànd ak sa borom kër mu nekk ay métit yu baree bari kon su ma fi fekkee sama doom Aminata mu wax ci excision dama si kontaan trop ndax ñun xeex nañ ko xeex bu yaatu ci jamonoy madame le ministre Aminata Mbengue Ndiaye ci laa njëkk a def témoignage au niveau de Guédiawaye en 1997 ci laa def déposer les lames man ak samay bàjjen yi nga xamante ne ñoo doon xarafal góor gu mag boo xamante ne sëriñ bu baax la woon moom tudd Thierno Adramé Mamadou Dia moom moo nekkoon porte-parole kër Thierno Mountaga Tall sama papa la mu def ci témoignage bu am solo wax ñu lan la ci lislaam wax ndax man balaa boobu bi loolu amee balaa ma ciy dugg di pratiquer dama dem laaj ko lan la ci lislaam wax parce que li ci njëkk mooy ñun ay jullit lañu comme ay jullit lañu te dañoo juddu gis ñu defal ñu ko ñu laaj ko suñu ay waajur ñemewuñ cee xuus ne ñu aada la fii lañ ko fekk te dañ koy defal suñu ay doom loolu buñ ko wax ndax lislaam a ko santaane ñun ñu ne nag balaa ñu ciy dugg dañuy laajte comme dañ ko dund te toujours wolof Njaay dafay wax ne la mu dund ko la mu saf ka ko macc ko xam ñu dem laaj suñu papa jooju mu ne ma ñeme nga ma ne ko ñeme naa donc ci laa jóg ne man dama koy xeex man mi nekk 6e génération su sama ñoom bàjjen passé ñun ñu war ko pratiquer man duma ko pratiquer parce que gis naa ne lii lu metti la waaye ba ñu góor gi waxee nag may ñu courage en 95 bi Aminata Mbengue Ndiaye jógee Beijing ñëw indi affaire xarafal bi pour ñu jéem cee wax man maa ko njëkk a porté wax ko fii au niveau de la région de Dakar def témoignage bi suñu papa ji xamal ñu ne amul fenn fu ñu bind ci alxuraan nañu xarafal jigéen xadis bi Aminata joxe fii léegi sama papa ji boros na ci wax ci comme ni mu waxee ne yonent bi da doon doxatu fekk jigéen ñi di xarafal mu dégg yuuxu yu bare lool mu jàdd si ñoom ne lu fi xew ñu ne jigéen ñi kat ñooy rafetal fii xale yi di leen baaxantal mu ne la ñu wax ko mu ne ah kon dindi leen ci tuuti te bu leen ko jeexal bi mu ko waxee dem këram ñu arrêté
dañoo arrêté fekki ko këram ne ko li nga wax dafa lënt suñu bopp nañ ci dindi suusi te buñ ko jeexal mu ne dama xam ne rek su ngeen dindee yëpp mun na indi jafe-jafe ndax moom dafa war a am borom kër war a sëy te ci biir sëyam am na lu mu ko si dimbali kon nag moo tax ma ne comme yéen ay jigéen te yéen a ko moom yéen a koy dund su ngeen nee da ngeen di rafetal ñun lu ñu mun rek mooy ne laal leen ci tuuti te bañ ko jeex ci la ñu bëri nag tey li tax excision bi xaw a jafe tuuti ci la ñu sukkandiku naan yorante bi moo ne woon nañ ci dindi tuuti nañ ci bàyyi nangam déet parce que moom bëggul woon mettital kenn mais nag sama papa bi wax ma ne lépp loo gis ci àddina luy ñëw am na misaal mu ne jigéen ñi bi ñuy judd benn jigéen ñëwul ñu misaal ko xarafal ko waaye góor ñi bi ñuy yonent yi bi ñu leen di wàccee kenn ñi nga xamante ne ay yonent la kenn ku nekk misaal nañ la misaal boobu ñu leen misaal moo indi ñuy xarafal góor bi njëkk xarafu mu ngi xarafu te fekk am na 85 ans la xarafu te boobu lislaam dugg na lool diine dugg ñu xam ne der boobu nekk ci awra góor dafay am loo xamante ne daf koy denc ci sobe ñu ne kon nañ ko dindi ndax lislaam àndut ak sobe moo tax góor googu njëkk xarafu ci âge 85 ans la xarafu te boobu nag dañ ko misaaloon ci ñu yonente yi ñu yónni ñu xam ne kon lii dafa war a am loolu moo indi xarafal suñu papa jooju de mi ngi ci dëgg ñun ñu ngi ci pen moo ñu waxoon loolu depuis boobu nag ñun tamit ñu jël suñu bateau de pèlerin ne xarafal jigéen moom dañ koy teg ci suuf ndax nag am na conséquences yu bëree bëri yu metti yu bëree bëri ndax ci biir xarafal bi sama doom wax na ko Aminata mun na topp nit ki ci àddunaam yëpp traumatisme bi comme elle l'a dit dina indi ci jamono boobu xale yu bëri yu doon sànku di décédé mooy ci xarafal bi dañuy am hémorragie indil na xale yu bëri yoo xamante ne tey ñu ngi màgg am traumatisme ndax deret jooju ñu gisoon ba tey suñu gisee deret rek dañuy affolé kon ay conséquences yu bëri na conséquences yi dem na ba ci jigéen bi suy sëy ak borom këram day metti ndax am na ñoo xamante ne seen kanam day tut foofu su tutee su ko borom kër gi laalee saa yu ko laalee day metti dem na si ba nga xamante ne aussi mu indi frigidité jigéen boo xamante ne du sentir maanaam bànneex ci wàllu sëy ci awram dem na ci conséquences yi ba nga xamante ne su nit ki ëmbee bay war a am doom partie boobu nga xamante ne dindi nañ ko ci partie clitoris bi élastique la jigéen bu mus a am doom rek su xoolee am na fu muy toll ci accouchement sage-femme bi da lay dilaté pour dimbali xale bi pour mu mun a gaaw a ñëw mais dañuy gis ne day metti ba ñoom dootuñu ko ñemee laal ndax dañuy bañ foofu fett ndax sidditu jigéen yëpp fa la daje te su fettee mun na indi hémorragie boobu mun na indi ñàkk bakkan moo tax nag excision dafa nekk loo xamante ne dafa metti dafa daw yaram mun na indi tamit morne ndax travail bu yàgg su doom di yàggee si biiru yaay ji travail bi metti mun na indi xale bi juddu te du indi bakkan yooyu yëpp ay conséquences la yoo xamante ne mu ngi ci wàllu xarafal te ñu gis ne comme niñ ko waxee ku nekk bëgg sa culture ku nekk moo bëgg sa aada ku nekk moo bëgg sa cosaan waaye comme dañ ko fi fekkoon mu nekk aada yoo xamante ne aada yu ñu war a revoir la yu ñu war a seetaat parce que dafa bokk ci loo xamante ne yàq na dund ni jigéen ñu baree bare dem na ba ci fistule yi nga xamante ne jigéen ñi ñu ngi koy am ndax fistule ci en général ci wasin lay jóge bokk na ci xarafal bi sax dafay provoquer yenn saa yi fistule yooyu ndax travail bu yàgg bi mooy indi loolu kon nag Aminata maa ngi lay féliciter bu baax a baax a baax waaw ci taxawaay bi ak ci témoignage bi conséquences yi metti na bari na maman Fatou lan moo sa xalaat ci yooyu conséquences ak yan action ngay mener pour protéger toutes les femmes ci yooyu yëpp mu jeex daal. waaw balaa may dugg ci wax ji damay rafetlu teewaayu honorable député Aminata Diallo tey fii ñu toog muy ku nga xam ne du tey lañ ko naan lan mooy excision ndax ñun ministère sax ànd nañoo ak moom di liggéey ci loolu maanaam di liggéey ngir ñu bàyyi ko kon boog di rafetlu teewaayam tey ci bés yi nga xam ne mooy bés yi ngi xeex mettitalu jigéen
ak xale bu ndaw comme ni ñu ko tuddee muy 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je pense que ministère de la femme ci li nga xam ne moom mooy xarafal jigéen dafa bañ ba def ci teg lu ñuy tuddee comité technique national maanaam ne naa ci booloo ak ñi nga xam ne ñoo ci am màcc seen xalaat màcc ci ñu ànd liggéey ci. wax naa ne madame Amici mi ci la bokk. waa AGS am na lu ñu ci bokkee. assemblée nationale tamit ñu ngi leen ci représenté. muy comité boo xam ne dafay teg ay juróomi at yu nekk ñu teg plan boo xam ne dañuy liggéey muy suñu stratégie plan d'action. mais rafetlu tey tamit di wax ne ñi ngi jëm ci suñu 3e plan d'action. pour xeex maanaam xarafal jigéen ñooñu. mais ren dañ ci boole tëral stratégie bi. maanaam plan lañ doon def di liggéey mais léegi dañ ko gën a xóotal def stratégie bi. te fii léegi ay fan mun nañ ne ci début 2021 dinañ ko woon ñëpp ñu di ko def. kon boog wane ne ministère de la femme. ci taxawaayu Sénégal loolu am na lu xalaat bu mu ci def liggéey bu mu ci def mais comme li ñuy wax témoignage yi ñu fi dégg luy yokk itam suñu xam-xam ci loolu la. ndax mbir mi comme ni mu ko waxoon dañ ne woon aada la. te ba léegi aada la ndax ña ko daan def ñoo koy def ba léegi. ñu teg ci nekk diine dañ ko ci tegoon mais wane nañ ndax ñun def nañ fii ak état yu bëri mun nañu wax juróom fukki état teewoon nañ Sénégal Amici mi mu nga fa woon honorable mu nga fa woon waa AGS tamit ñu nga fa woon maanaam ñu def fatwa boo xam ne université bu Égypte moo ko génnee wane ne nekkul ci diine maanaam amul tërwaay diine ci loolu ñu ànd ak li ñuy wax des religieux former leen ànd ak ñoom di liggéey toog tamit ànd tamit ak ay journalistes di liggéey ndax ñooñu ñëpp mooy rek dañuy dem ci acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo mën a yóbbu message acteurs yi nga xam ne ñoo ñu mën a yeggale foo xam ne ñun yegguñu fa te itam ñu naw leen ci fa ñu dëkk ci maanaam ci seen tolluwaay ndax mënee religieux mooy ku porte religion bi bañuñ ci buy jullit bi bu catholique bi même animistes yi sax demoon nañ seeti leen mais ñoom nee nañ ñoom xamuñu lool biir Casamance. journalistes yi tamit xam nga lu ñuy jëriñ ndax lii ñu toog nii rek di wax ni ci xarala yi nga xam ne ci lañ jëm. stratégie boobu itam mu nekk ci loo xam ne ndax yëf yi dañu naan norme sociale la. norme sociale mooy loo xam ne maanaam nit ki dañ koo mooñaale ak moom dafa judd fekk ko fa. mun na la doon nag lu nga xam ne du yomb nga jëlee ko fii indi ko fii. mais témoignage ñi nga xam ne ci société boobu la ñu bokk. ñam ñaan ñi ñëpp ñu toog ñu dund ko foo naa bu ñu toogee ba tey di wax yi du lu neex ñi leen di dégg mais lu ñu dund la itam ñu jóg ci depuis bu ñu nekkee xale di ko wax bañ toll fii kon boog foog naa ne xarafal jigéen waxoon naa la ko bi may commencé ci violence la bokk mu nekk violence bu nga xam ne dalay wàññi sa dundin wàññi sa maanaam dëkkuwaay bi nga xam ne moom nga war a dëkk ak sa borom kër mais itam même par rapport ak njaboot gi nga xam ne moom nga war a am loolu daf ci jouer kon boog rafetlu naa lool tey li ma fi dégg ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ko dund mu ne dañ toogaat waxtaan dañ delluwaat ginnaaw kii maa ko doon def mais sama maam dañ ko doon def mais bàyyi naa ko kon boog ci loolu la ñuy yee nit ñi maanaam ñu naan ñu xoolaat rek taxaw seetlu lépp lu nga xam ne moo doon gàllankoor mu mun a indi te foog naa ne l'islam comme catholique christianisme teguñ fi luy méttital nit au contraire dañu war a def li nga xam ne dafay yokk bànneex ci nit ñi ci jokk bànneex boobu nag comme ni ñuy wax ministère de la femme daf fi toog pour famille yi gën a nekk ay famille yu naat bien-être am fa déggoo am fa te bien-être ci niveau à tous les niveaux la am ba nga nekkee xale ba ngay mag nekk mag moo xam ne dañ lay weer ak weeri comme on dit il faut itam ñëpp jóg ci kon boog ñu nit ministère de la femme comme ni ma ko waxoon suñu plan d'action lañ def mais defuñu ko ñun kenn te sant yàlla wéetuñu ci ñu mel ni ñi ngi ci machallah Amy Sakho pour avoir parlé des conséquences ñu jot a dégg yéen ñi waa AGS ak sa statistique yi ñu doon may sànq
est-ce que kaawu excision bi mi ngi wàññeeku par rapport ak avant est-ce que teg nañ ay daan ci ñi koy def ba nga xam ne daal dinañ ko ragal a def wala dina jeex wala dafa nar a jeex wala dafa wàññeeku rek. waaw xam nga excision bi am na loi boo xam ne spécialement pour moom la. loi 99/05 du 29 janvier 1999. boobu moom la woon. am na yeneen daan yoo xam ne yokk na ko parce que depuis ñu ne yow ci biir néegu sëy am na daan yoo xam ne am na mais MJF moo ko taxoon jóg. mu nekk loi boo xamante ni. depuis bi ñu ko voté ba léegi. état mi ngi ciy def li mu mën pour l'application. Société civile bi ñu ngi ciy def li mu mën pour application bi mais application bi des na li tax mu des mooy juge ba nekk tribunal moom bu ñu ko indiwul cas mënul xam ndax dafay àtte wala du àtte parce que gisul cas bi pour mën ko àtte te dafa dénonciation bi dafa sooxee ci population bi. ñi nga xam ne dañ koy def parce que comme ni ko honorable waxee may rafetlu témoignage am. li tax seen témoignage am solo ñun dañuy liggéey ci loo xamante ne pour nit ñi xam ko sénégalais yi dafa am ñoo xamante ne tant que gisuñu ko dund duñ ko gëm. Sénégal dafa am ñoo xam ne noonu la ñuy dundoo. loo wax loo sensibiliser loo communiquer tant que gisuñu ne kii da koo dund ñoom duñu ko gëm. mu nekk loo xam ne parfois day nekk difficulté suñu liggéey parce que dañuy am problème pour nit ñi wax ak sénégalais yi ne lii ñoom ñoo ko dund. parce que ñun rek bu ñu ñëwee di ko nettali am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ñun ñoo suñuy wax la. mais ki nga xam ne moo ko dund bu ko nettalee am na loo xam ne daf koy def ci ki nga xam ne moo koy seetaan am na loo xam ne daf koy def ci ki koy déglu moo tax may rafetlu seen témoignage. donc loi 99 boobu application bi dafa xaw am ay jafe-jafe parce que ñi koy def comme ni ko honorable waxee seeni gëm-gëm la. seeni aada la seeni cosaan la. am na ñoo xam ne bàyyi ko ak def naa faatu moom la ñu yemale. am na ñoo xam ne jàpp nañ ne ñi ñëw ne leen bàyyi leen ko ñoom ñoo leen di nax waaye ñoom lii ñuy def nii mooy li baax mooy li gën. kenn waxul ne li ñuy def baaxul parce que aada dafa fort. cosaan dafa fort waaye bu ñuy wax droit fonction wam mooy régulation sociale mooy fexe ba société bi fi ñu toll ñu ànd ak ñoom xam nga tey boo demee ba gis honorable Aminata mu toog di ko nettali. peut-être ay 20 ans ci ginnaaw. ñi ko doon def amuñu woon xalaat boobu pour toog nettali ko. mais dem nañu ba sentir le besoin wax ne lii ma dundoon bëggatuma keneen dund ko ça veut dire que droit bi dafa war a adapté wu ak li nga xamante ne mooy bëgg-bëgg population bi. donc loolu moo tax loi boobu mu amoon mais bu mu amee ba léegi application bi am na ci yenn cas yi mais des na parce que nit yi ñu ngi koy pratiquer te kenn du leen dénoncer. ci saytu yi nga xam ne mujjee nañ ko am ak UNFPA dafay wane ne léegi. da ngay gis ñuy jugee ci zone yi ñu ko doon defee nga xam ne ñëpp xam nañ ne foofu lañ ko defee ñu jugee dem ci yeneen zone yoo xam ne kenn du leen soupçonné ñu ñëw def ko fi ñun ñu jàpp ne peut-être dañuy ngénte ñu jàpp ne dañuy céetale fekk ne loolu lañ fay def ça veut dire que zone boobu ñu ñëw bees ñooñu duñu soupçonné sax ne loolu la pour dem di ko boole ci am na ci cas yoo xamante ne ci biir famille la moo am ay dénonciation mais mu nekk conflit ci biir famille ba pratiquement famille bi tas ce qui fait que ñu bëri dañuy am tiit am njàqare pour dem dénoncer ko moo tax tribunal du ci mën a jël ay acte parce que amul cas yoo xam ne porté nañ ko à sa connaissance loolu daf may permettre rek may wax sensibilisation bi il faut ñu continuer ko comme ni ñu koy defee ak ministère à travers les différents plans d'action yu am continuer di waxtaan ak population bi continuer di wax ak ñi koy def pour wan leen conséquences yi nga xamante ne am na ko sur le plan sanitaire mais ñi nga xam ne ñoo ko dund ñoom ñoo toog nettali ko seen bopp wax li nga xam ne moom lañ ci dund wax métti yi nga xam ne am nañ ko wax jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko man nag dama jàpp ne loo bëggal sa doom jàmm defe naa am na foo xamante ne waroo fa yegg moom ndax war nga xalaat ëllëg ban conséquence lay def ci moom donc loolu di ma permettre rek may wax ni comme niñ ko waxee ci ces jours d'activisme yi il faut ñu dénoncer parce que tant que dénonciation amul attekat bi du mën a jël dogal tant que dénonciation amul ñun ñi nga xam ne ñooy jàppale population bi ci wàllum avocat ci wàllum certificat médical ci wàllum procédure bu ñu ñëwul wax ni ko mënuñu ko xam mais bu ñu ñëwee ba ci biir commencé procédure génnaat ci tamit dafay metti ci ñun parce que li nga xamante ne moom la loi yi wax duñ ko mën a appliquer donc may wax rek ne loi 99 bi am na mais application bi des na parce que dénonciation yi sooxe na melul ni mu war a mel di wax encore une fois il faut nit ñi
bàyyi seen xel ne nit dafa am loo xam ne dafa sacré ci moom. surtout jigéen xam nga damay faral di wax bu ñuy wax droits humains ñu jàpp ne lu ñu jëggaani ci tubaab yi la. mais kenn jëggaani wu ko fii la. fii lañ ko commencé Afrique bii. ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy dund genre méttital yooyu. defe naa bu ñuy wax ak yelleef doomu aadama ñun ñoo ci war a njëkk a bàyyi suñu xel. ndax defe naa amul benn jigéen boo xamante ni war nañu am loo xam ne mën nañ ko wàññi ci moom ba mu gàllankoor ko. ci biir sëyukaayam waaye mu gàllankoor ko ci xelam. gàllankoor ko ci dundinam ak ñi nga xam ne ñoom la war a nekkal donc loolu ñu ciy bàyyi xel à chaque fois. pareeguñu on aura 16 jours tey la ñuy commencer le 25 ba le 10 décembre ci suñu campagne bi pareeguñu honorable loo ñu bëgg dolli balaa ñoo tàggatoo. waaw li ma bëgg a dolli mooy li gën a tax ba yëf yi mu gën a yemb mooy ne loi bi war nañ ko évaluer. am na solo ñu évaluer ko ndax 8 cas la ñu amagum ba léegi ba loi bi amee 99 8 cas la ñu gis ne moom la ñu traité entre Saint-Louis ba Kolda. donc problème dénonciation bi mu doon wax man maa ngi fàttaliku ay 2012 2013 ñu nag AJS à l'Assemblée liggéey nañ ba ñu ne nañu def la non dénonciation nañ ko dugal ci kii bi pas loi bi mais nañ ko dugal ci code pénal. comme ça mu nekk délit la non dénonciation mais loolu ba léegi génnagul donc xam nga yu mel noonu buñ ci liggéeyee depuis 2012 2013. comme ça nit ñi gën a xam ne teewul bu ñu ñëwee dëkkandoo yeeg waa kër gi ñoom ñëpp dañuy complice. ñoom ñëpp la gendarmerie di yóbbu. donc loolu il faut que ñu dugal ko leneen ni aussi stratégie nationale bi nga xam ne ci mbirum excision nga xam ne ministère wax na ni ñu ngi ciy xalaat. nañ ci gën a gaaw ñu waxtaan parce que bii bokkul ak lenn ndax aada la. xam nga aada du lu yomb xam nga depuis des décennies depuis ay années 70 ñu ngi ciy wax. mais ba léegi te ñu ngi ci 2020 donc aada la donc il faut que ñu am une stratégie bu gën a yaatu. boo xam ne ni mooy ëmb plan d'action am stratégie comme ni mu ko waxee ñëpp gën ci waxtaan ba pare nag ñu dem wax ak sunu ay imam sunu ay papa léegi nag il faut que ñu engagé góor ñi ci wax ci parce que dañ naan mbirum jigéen ñi la mais du mbirum jigéen ñi kese de boo demee Kolda géem a dëkk góor ñi dañ naan duñu takk ku ñu xarafalu après buñ ci pare nag dem wari seen léegi moom alhamdulilah tane na léegi dañuy jógee puisque xale yaa ngi enseigné di dem ay Dakar ak i Thiès dañuy ut seen mbokk koo xam ne ni subir na ko mais après dañuy génn dem uti keneen parce que boo xoolee ki nga xam ne dañ ko xarafal ak keneen ki bokkuñu ki ñu xarafalul bokkuñu kii dafa am luñ ko def ba nga xam ne ni buñ ko laalee sax dafay tëb boo demee ci gynécologue yi ñoom dañ koy wax man maa ngi fàttaliku góor gi dew ba ma fa njëkkee dafa maa laal ma tëb rek mu ne je suis sûre que vous avez été excisé loolu la moo waxoon ndeysaan kon nga war a xam ne ni ñaar ñooñu dafa am différence bi nekk ci ñoom donc parfois góor ñi am na ñoo xam ne léegi am nañ seen fit di dem uti ay jigéen yoo xam ne yu gën a kii donc yu gën a waxuma jonge mais ñoo xam ne ñoo gën a ñeme seen bopp nga xam ne meluñu comme ñun ñi nga xam ne dañoo crispé parce que dafa am li ñu dal loo xam ne psychologiquement daf ñoo topp ba ñu màgg ba am ci ay doom beneen bi aussi mooy si curricula bi ci njàng mi ak njàngale mi dañ ko ci war a dugal am na solo xale yi di ko gis ñu ñeme ko comme yeneen gis nga éducation morale éducation civique seen livre yi Ami RMI Sidi Elama yooyu dañ ko ci war a dugal ñu gis ko ñu xam ko parce que la vaccination noonu lañ ko defoon ba tey Sénégal boo waxee vaccination macha allah ñëpp ay dem vacciner seen ay doom kon MGF yi viol yi ndëppal yi dañ ko war a dugal ñeme ko gën koo dugal du benn rek nga def ko ci benn kii mais nañ ko ci def xale yi di ko waxtaanee ci classe yi ñu dem ci seen kër yi di poser ay questions je crois que loolu aussi bu ñu càmbaree loi bi defaraat loi bi traduire ko ci langue yi yóbbu ko ci école yi ak fépp ci groupement féminin yi ci fépp traduire ko xam nga bu ñu ko traduire ci pël mu am ay émission pël yoo xam ne ñu naan loi bi lii ak lii pël yi dinañ ko gën a dégg soose bi dina ko gën a dégg loolu yëpp il faut que ñu léegi ñu dem ci loolu macha allah te ministère bi wax dëgg yàlla ak ñi mu ciy liggéeyal yëpp effort yaa ngi fi nit ñaa ngi fi ak ñi ko subir nañu taxaw wax témoigner parce que nit ñi liñ ciy liggéey tant que ñi nga xam ne subir nañ ko ci biir dëkk yi mu am ay champion ci biir dëkk yi ci ruq yi ci village yeeg yëpp comme ça ñooñu di gis ne diw mi de am na fitu wax kon man tamit war naa cee wax parce que loolu moo des lu baree bari ci biir gox yi ak goxaat yi kon nag
ñëpp a ngi fi. engagement yaa ngi fi. volonté baa ngi fi. parce que bu nekkul woon volonté kon du ñu agsi fii. kon nañu gën a yokk volonté boobu ba nga xam ne ñëpp parlementaires yi liñ ci war a liggéey ñu liggéey ci. bàjjenu gox yi fédération groupement féminin yi liñ ci war a def ñu def ci. xale yu ndaw yi ca école yi liñ ci war a def ñu def ci. club EVF yi yëpp. ñëpp def si ñëpp def si incha allah. d'accord jàpp naa ne léegi bu soobee yàlla. d'accord parce que ñun ñeme nañu. te ay xale lañu c'est sûr que suñu rakk yi ñeme nañ. c'est sûr que suñu doom yi dinañ gën a ñeme di ci wax ak yooyu ñu xam ne ni du pour dàq benn aada macha allah. aada dafa neex aada moo tax ñu doon li ñu doon. ñu gis naan pël bu rafet. xam nga loolu aada bu neex ak kii moo tax. waaye nag bu aada demee ba suñu genre yi nga xam ne am na ñetti doom ñetti yëpp césarienne parce que excision moo la ko indil. te peut-être sañoo koo nettali fenn am na jigéen yoo xam ne fu ñu toog dañuy tooyal te loolu moo gën a metti nga xam ne da ngay sëy fooy toog ngay xeeñ ak yooyu ndeysaan imagine quoi kooku doomam yi lan la ñuy dund. kon nañu yërëm jigéen ñi. te xam ne ni aada neex na trop. mais aada boo xam ne ni gis nañ ci yu bare bari yoo xam ne da cee ñuul. nañ ko xoolaat defaraat ko. dëgg la gën a rafet dëgg gën a la neex ci jigéen ñi macha allah. merci beaucoup honorable maman Fatou ton dernier mot. waaw foog naa ne sama dernier mot dina xaw a gudd tuuti. lu tax mu xaw a gudd tuuti xëy na du tontu mais xëy na leer rek la. dama ne Sénégal ay plan d'action la doon am bi yoon ñu dem pousse ko ba def ko stratégie kon loolu am na fu nga xam ne fa lañ sukkandiku ndax plan d'action bu ñu pare évaluer nañ ko bu ñu ko évaluer tamit ñun ñii rek ñoo fi toog ñi nekk ci comité technique national boobu ñu évaluer ko bañ ko évaluer nag bu 2000 bi jeex 2015 ñu évaluer ko lañ ne léegi nañ dem ba pousse ko ba mu doon stratégie te foog naa ne waxtaan yooyu ñu tegoon ñii ñoom ñi ngi ci woon ñeneen a ngi ci woon dina doon lu nga xam ne dina yokk dara ci li muy dem ndax nag nañ ko wax ci enquête ci résultat wu EDS bi mujj xale yi am yi door a juddu ba am fukki at ak ñeent seen taux dafa yéegaat yéegoon na yaa 2 ans te tamit yéegaat na te yéeg boobu mooy wone rek li ngeen wax mooy ñi ngi koy def mais kenn xamu ko ndax bu nee 8 c'est depuis ñu teg loi bi ba léegi xëy na mun nañu fàttali rek dëkk bi mu dëkk muy Kolda daaw at bi ñu nekk sax la 2020 au mois de janvier amoon nañ fa dénonciation kon boog loolu lu mata aussi wax la fii ñu toog kon boog yokk na ko tuuti te lu ñu teg loi foog naa ne kii juriste wax na ko te gisoo koo atte foog naa ne loi bi du bari lu muy jëriñ kon ñan ñoo koy def mooy ñi nekk xëy na ñi ko teg aada kon approche yi ñuy war a def pour mun a mu wàññeeku daan bi mi ngi ci mais foog naa ne beneen approche bi gën a am solo mooy yi mel nii wax lu ci li nga xam ne moo ci indi jigéen ji jafe-jafe parce que aada dafa doon lu nga xam dafa sacré tey jii ñun ñi di wax ak ñun xëy na lu dul xarafal jigéen am na yoo xam ne aada la ci ñun ni ñuy bootee nañuy wàccee nañuy tuddee yooyu yëpp aada la di nga dem jàng ba foo toll xëy na boo ñëwee dina des tuuti ci yow kon boo loolu moo am solo ci li mu wax li kii wax ko ak madame si muy seet sensibilisation bi te wax naa ko sànq ñun ak partenaires yi ñuy dimbale ci li nga xam ne moom la ñuy ñu mun koo def dañuy sukkandiku ci ñu mel ni ñoom sukkandiku wax naa ko sànq ci jeunes yi ndax l'engagement des hommes est très très important loolu tamit ci lu ñu war a wax tey la góor ñi nañuy gën a dem ci ñoom ndax xëy na ni mu ko waxee dund nañ xam nañ mais itam foog ñu ne ñu fital leen yombal leen ko pour ñu mun a ñëw ñoom it wax liñ ci war a wax loolu tamit je pense que ku dégg école des marines ku ne école des marines mooy lan fa ñuy jàngalee góor ñi am jabar mu nekk nag ci lu am solo muy itam stratégie boo xam ne ministère daf ko de la femme daf ko yore loolu kon xam nga ne loolu ci lu ñu mën a waxtaanee ak ci loolu la pour wax tamit ne que toujours dans le cadre de ces séjours d'activisme campagne digitale bi comme ni ma ko waxee sur le viol excusez-moi sur les violences muy métital jigéen ak aussi xarafal bi lii rek moo tax ñu di ko def pour yeewaat nit ñi
campagne boo xam ne la blogueur yaa ngi ci influenceur yaa ngi ci pendant temps bi yëpp mais xëy na dafa tombé ñun ñi di ko def période bi mais ci lu nga xam ne dañ ci dëkk la wala buñ ci dëkkul tam ci lu ñu war a dëkk la ci loolu tam ñu def appel ci ñi nga xam ne ñoo ci mën a jàpp pour que lii continuer ndax tey UNFPA moo ñëw tey UNICEF moo ñëw plan moo ñëw ONU Femmes moo ñëw mais itam ñeneen ñi war nañoo mën a ñëw ñu mën a continuer ci loolu ministère de la femme nag comme ni ma ko waxee woon sànq liggéeyam yëpp de la femme de la famille du genre et la protection des enfants comme on dit te tey ñuy wax violence faite aux femmes et aux filles bu ma toogee ci ñaar ñooñu bien-être seen bien-être lay wut seen promotion lay wut comme ni ko madame juriste bi waxee seen àq ak seen yelleef ñu mun ko jot te ci loolu lañu tënku itam ba léegi loolu nag foog naa ne bés buñ ko waxee rek mooy lépp luy métital jigéen di faagaagal jigéen ak leneen jóg nañ ci kon boog ñu ngi ciy wax may fàttali rek ne sànq itam bu ma génnee tuuti ci MGF delluwaat tuuti ci violence résultat yi AJS wax tey ne ñoom dañ daan gis ne ci métital maanaam gaañ bi nga gis muy violence physique moo ci ëppoon mais depuis ñu dugg ci mbas mi violence économique ci loolu vraiment ñu ci di rafetlu taxawaayu jigéen ci biir këram wax na ko jigéen ñi ñoo doon joxe dépense ñoo yore woon kër yi moo tax ba jamono changé mu métti si lañ leen di ba ñu demee ba war a taxaw di laaj dépense daawuñu ko def si la ñuy subir violence yooyu loolu nag ministère de la femme de la famille du genre la protection des enfants daf ko teg ci plan de résilience sectoriel am mooy plan de résilience ni président tegee le plan de résilience économique et sociale ci kaw suñu département daf ko teg le plan de résilience sectoriel ci loolu ñu fekk ci jigéen ñi ci ñaari wàll mun naa ne sax ñett dañ leen fekk ci manque li nga xam ne moo wàññeeku ci ñoom ci seen dundin muy seen la résilience économique fekk ci leen ci dudd fekk ci leen itam ci li nga xam ne moom lañ doon liggéey di ci suturloo di yor kër yi muy seen entreprise yooyu nga xam ne dafa impacté ñu financé waat leen te financement boobu gratuit la lu nga xam ne dañ leen ko jagleel la kenn du ko fay pour ñu dundaat ci lii ñu mekk mooy loolu am na joxe nañ ci mot junne ci nag famille yi nga xam ne moom la ñu jox femmes yi nga xam ne lañ jox avocat boo xam ne moom may la 10 566 foog naa ne loolu bari na te loolu bàyyiwuñu kenn boutique de droit yaa ngi nii ci ñoom la ñu dugg pour jàppale victime yëpp dem nañu avec la LISCA képp ku maladie bu métti boobu ñu jox la dugg nañ ci prison yi femmes en milieu carcéral dugg nañ ci femmes yi nga xam ne dañu am sida dugg nañ ci itam handicapé yi jigéen ñi ñuy jot leen ak ñi nga xam ne itam seen loxo jotul ginnaaw li ñuy wax femme vulnérable loolu mu doonoon lu nga xam ne vraiment damay rafetlu te itam di ci am mbégte ba mu dëppoo suñu xalaat dëpp ak résultat yi nga xam ne tey jii moo génne moom la AJS génne. merci vraiment loolu lu ñu waroon wax la. te di wax rek encore campagne digitale bi lu am solo la. mais ñun dañ cee boole sax leneen. muy la campagne la promotion des lignes d'assistance gratuite bu ñu waxee promotion mooy dañ ko ubbi gën koo wax nit ñi pour ñu xam ne loolu am na. ndax bu fekkee ne da nga bëgg seeti AJS te xamoo fooy jaar dafa baax ñun ñi nga xam ne ñun ñoo porté politique bi ñu xool naka lañ ci jàppee pour dëkk bi yëpp gën a mun a xam ligne bi am na itam ligne bu nga xam ne ministère moo ko moom muy la ligne 116 kon boog campagne bi ñuy def tamit avec vraiment li ñu war a def yëpp ci activité boole nañ ci di wonewaat toujours ci xarala yi naka la di wane du moins ci xarala yi di leen gën a yee ci lu leen mënti daal ci métital boobu ñaari numéro yaa ngi nii woo leen ci kon naa lu jara sa fàttali la muy le 116 ak le 800 805 805 foog naa ne bu ñu toogee ci dañ ko war a mën a wax di revenir rek juste puisque comme sama dernier mot la di wax ne dinañ lancer tey jii comme ni ñu koy def chaque année la campagne des séjours d'activisme ministre de la femme da koy lancé tey jii avec tous les acteurs avec vraiment Sénégal yëpp ndax moom la bu ko lancé nag ren séjours d'activisme yi bien que wax naa leen activités yi ñuy def ak yeneen yi dañ ko bëgg ànd ak Sénégal yëpp gën a dugg yeete ci loi bi nga xam ne moom laa wax sànq
muy la loi 20/20/05 du 10 janvier 2020 mu nga xam ne moo yéegal daan yëpp ba dem ba def ko crime maanaam mu tolloo ko rey nit ci sàkkute jigéen yi ñun ñëpp ñu di ci kontaan foog naa ne société civile du ma teeral te waxuma liggéey bu rëy bi ñu liggéey ànd ko ñun ba ñu jot loi bi di wax ne daal Sénégal ci loolu la nekk di dem di ñaanaat famille yi surtout jigéen yi yaay yi ñu gën a yokk di taxaw seetlu yi ci xale yi ndax film bi nga njëkk a wane na ko heureusement kooku dafa am taxaw seetlu mais am ñoo xam ne amuñu ko sax xale bi daf koy woyaale kon boo ba pare nag taxaw seetlu boobu li ko gën mooy nga fagaru fexe ba loolu du am boo gisul nga ne nii boo déggee nii boo gisee lenn lu nga xam ne sax mais nga def nga waxtaan ci ay cax ba nga xam ne xale ba fa vacances yi ñëw du am fit bi wala dina xam ne li muy def baaxul ndax xale tamit xëy na âge boobu du xam sa doom tamit nga ñaax ko ci kër gi muy moytu ndax vraiment foog naa ne fagaru moo gën faju vraiment loolu laa amoon li ma wax di delluwaat di remercier waat ñi ñuy déglu yëpp émission bi gudd na lool mais itam di remercier encore le Dakarois 2021 moom tey 221 pardon moom tey bi ñu may occasion tey ci jour lancement des 16 jours d'activisme ñu waxtaan bu am solo bi merci beaucoup maman Ami sa tàggatoo sama tàggatoo damay wax ne 16 jours d'activisme ren dafa nekk lu particulier mu nekk loo xam ne ñun jigéen ñi dañ ci war a profité pour marquer la fin des violences faites aux femmes et aux filles. li tax ma wax ko 16 jours yi dafa tombé ñuy fêté 41 ans convention bi nga xam ne moom la Nations Unies jagleel jigéen ñi leen bundu xataal 16 jours yi dafa tombé ñu nekk ci 25 ans plan d'action Beijing 16 jours yi dafa fekk ñuy fêté 20 ans résolution 1325 16 jours yi dafa tombé ñu nekk di fêté 5 ans ODD yi donc mu nekk loo xam ne yëpp dañu nekk ay jumtukaay yoo xam ne dañu sargal jigéen dafa nekk jumtukaay yoo xam ne dafa wane ni jigéen dañ ko war a aar waruñu ko mettital donc pour man occasion la ñun ñëpp ñu ànd ñun ñëpp ñu xeex li nga xam ne yàgg nañ ko xeex waaye ñu wane suñu capacité de résilience parce que dañu nekk ci pandémie jigéen ñi wane ci taxawaay bu am solo wane benn capacité de résilience boo xam ne kenn xalaatul woon ni jigéen ñi am nañ ko ñu dund ko ak sac dund ko ak jom waaye dund ko wane ne lii ñun suñu xeex la ñun ñoo koy téye suñu bopp donc c'est important ci ces jours yi ñu wane waat taxawaay boobu mais comme dañuy wax ne loi criminalisant le viol moom lañu jagle ñun Sénégal fii ci suñu cérémonie ouverture bi ñuy def tey man dama am rek benn recommandation boo xam ne suñu organisation moom moo ko def te jottali nañ ko ñi ngi ko war a jottali mais dama koy waxaat fii mooy loi bi nga xam ne moo criminaliser le viol ñun dañu ñaan gouvernement sénégalais comme yoonu Sénégal dafa ne képp ku ñuy atte ku rey nit mooy képp ku ñuy juger pour crime da ngay am avocat ça c'est obligatoire képp koo xamante ne dañ lay atte crime da ngay am avocat yow boo amul moyen sax état moo lay fayal maintenant suñu criminaliser le viol ça veut dire que présumé auteur bi dafay am avocat même boo amul moyen moom dafay am avocat la présumée auteur victime moom amagul solution ñun ñuy ñaan suñuy jël mesure d'accompagnement ñu fexe ba présumé victime bi moom tamit ñu defal ko avocat comme ni ñuy def présumé auteur bi mu am équitable mu am équité am équilibre ci procès bi nga xamante ne moom mooy atte ki nga xam ne moom moo tuumaat loolu benn ñaan la boo xam ne ñun ñaan nañ ko waxtaan nañ ci ak ministre de la femme waxtaan nañ ci ak ministre de la justice mais lu ñu tenir à cœur la pour ñi nga xamante ne ñoo nekk victime de viol ñoom tamit mun a am avocat comme auteur bi ñu koy amee. D'accord, merci Ami. Maman Aminata looy tàggatoo. waaw di wax ne rek alhamdulilah ñu ngi leen di sant waa Dakar waa 221. ñu leen di sant bu baax a baax di la sant yow mi tamit. Merci. di sant bu baax a baax le ministère de la femme et de l'enfant et du genre sant directrice bi nga xamante ne mu ngi toog fi ak ñu bokk comité bi nga xamante ne moom la wax bi léegi comité technique bi ci liggéey sant sama doom Aminata Diallo sant aussi Aminata Sakho bu baax a baax a baax di wax ne rek Aminata ci jeexitalam wax na lu am solo
que ne liggéey boobu mu wax noonu liggéeyoon nañ ko ensemble pour que ñu instauré affaire xarafal bi ci maanaam cursus scolaire bi su ko defee xale yi à bas âge ñu koy jàng dund ak moom màgg ak moom. loolu dina bokk su ëllëgee ñoom seen bopp ñu am si seen taxaw seetlu wala jël seen ay décision di wax ne rek sant yàlla liggéey bi am na fu mu toll woon waaye am na tamit ay jéego yu ñu def madame la directrice wax na ko léegi. jóge nañ ci plan d'action yi ba tey ñu ngi toll ci ay stratégie mu nekk avancé boo xamante ne fekkoon nañ ko fi avancé nañ ko. loolu mooy la continuité. di wax ne rek xam nga décision yi les hommes passent et les instructions demeurent su ñuy ñëwee def lii ñii ñoo def lii kon tey jii fi ñu toll te ministère de la femme def ko si bannière madame le ministre kii Ndeye Salimata Diop di ko félicité bu baax a baax si taxawaayam wax dëgg yàlla am na rigueur moom mi tamit en tant que directrice de la famille wax dëgg yàlla fu ñu ko fekk ak fu ñu ko jëlee ndax ñun xam nañu fu mu toll ndax boobu ba léegi ñu ngi ci mun naa wax de 95 jusqu'à aujourd'hui ñu ngi ciy liggéey kon moom itamit def na ci jéego yu am solo ci dal bi ci teey bi ci delloo si nit ñi ci dëppal leen parce que képp ku nga xamante ne da nga am métit rek nit ñi duñu gis métit bi nga am handicap bi xam nga ku ñu xool doo gis handicap physique ci ñun mais am na handicap moral boo xamante ne yaa ngi koy dund di ko dund ak sa famille di sant yàlla bu baax a baax di wax ne ñun def nañ ci ay jéego yu bari mais ñuy ñaan yàlla rek continuité bi nekk lu am solo di ñaan yàlla aussi 16 jours d'activisme yi ñu nar a def may woo sama mbokku jigéen ñi ñu taxaw bu baax a baax xam ne bis yi seen bis la 16 jours yi seen bis la fépp fu nga xamante ne ministre programme na ko pour ñëw fa kenn ku ci nekk na nga oser wax boo oser parler il faut oser dénoncer faire des témoignages loolu day tax ci biir gox yeeg goxaat yi nit ñi xam ne fi ñu toll nii dañu war a jóg wax waratuñu denc boobu soo ko dundee dina am lu mu jur ci sa dundin dëgg la vraiment loolu rek laa amoon lu ma ciy yokk merci di leen remercier bu baax a baax a baax di remercier tamit sama doom bi nga xamante ne dem na tout à l'heure suñu bokkoon plateau oui Serge oui merci beaucoup seen émission solution mi ngi woon noonu doon waxtaan ci 16 jours d'activisme yi maa ngi remercier sama invité yëpp toutes mes mamans présentes Khady Ami toi aussi Serge moom mi teel a quitté alors yow ma sœur yow mi may déglu combat bi du ñun kese combat bi du man kese la ñun la ak yéen yow mi ma déglu partagé ko na ci ñëpp jot foofu nga toog jugal on a dit ça suffit dafay jeex lii dafa war a jeex numéro yaa ngi nii maman Fatou joxe na ko c'est le 116 wala nga def tamit le 800 805 805 amul ragal ça suffit violence faite aux femmes ak bu mu mënti doon dañoo ne fii ci biir émission solution ak feneen dafa war a jeex léegi damay remercier comme on a fait le président monsieur Diagne Soya ñu ngi lay remercier bu baax et duma fàtte tamit Koddu Mohamed Cissé moom mi nga xam ne moo ma joxoon mission bi j'espère que la nga ci doon xaar def naa ko j'espère que décevoir uma la voilà maa ngi remercier tamit Mary Design celle qui m'a habillé cette belle tunique borom sañse yu rafet yi Mary Design ku ko soxla da ngay def le 77 510 04 95 fàttewuma l'équipe technique derrière tous mes frères ñi jàpp ci liggéey bi depuis sànq ñoo ngi leen di remercier bu baax dina nañ leen jug nag dem ci suñu campagne bi commencé nañu te duñu pare am nañ 16 jours maa ngi leen di xaar jërëjëf. asalaamaaleykum mes très chers internautes du Dakarois 221 maa ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ziar en espérant vous trouver ci jàmm seen émission solution ñëw na tey mercredi le 25 novembre tey dama leen andil benn thème bu jëm ci les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ci boobu itam nag weetuma ci dara ma am ci ay kàngam noonu laa leen di tuddee sama ay maman ak sama ay frères docteur Fatou Faye Ndiaye Deme directrice de la famille et de la protection des groupes vulnérables maman nuyu naa la. maa ngi lay fay Sarmel
di nuyu auditeur 221 Dakarwa 221. Oui. di am mbégte ak contentement toog ci plateau bi teewal fi nag ministère de la femme la famille du genre la protection des enfants. moom mi nga xam ne moom moo jiital Sénégal yëpp ci mbir mi nga tudd sànq muy les 16 jours d'activisme maanaam fukk ak juróom benn fan yi nga xam ne ñëpp dañoo lëkkaloo. ndax xeex li métital jigéen. donc maa ngi la ci sant di la gërëm ci lii nga def tey di ko rafet. Merci beaucoup. Madame Amy Sakho, membre de l'association des juristes du Sénégal. Amy, nuyu naa la. maa ngi lay fay di nuyu sa internautes yi di am mbégte di partager plateau bi ak ñi nga xam ne ñoom laa war a bokkal waxtaan bi. directrice de la famille ñoom Serge. Badiane ñoom ñëpp vraiment. parce que ces jours d'activisme yi dafa am lu ñuy représenté ci dundu jigéen ñi. parce que daf ñuy permettre ñu mun a faire face aux violences yi nga xamante ni jigéen ñi dañ koy dund xale yi dañ koy dund mu nekk loo xamante ni chaque jour ci la ñuy wax ci la ñuy def mais c'est des moments yoo xam ne daf ñuy permettre ñu def évaluation. mun a jëm ci kanam nga xam ne li ñu bëgg mooy am 0 cas de violence. am na solo, merci beaucoup. may dalal Madame Aminata Sy, la présidente de l'association sénégalaise pour l'avenir de la femme et de l'enfant. Maman ñoo ngi lay nuyu. ok maa ngi lay fay gannaaw ba ñu sante yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant la directrice de la famille bi nga xamante ne bokk nañu plateau bi. di sant sama doom Aminata bi nga xamante ne moo représenté tey waa AGS ci plateau bi. di nuyu tamit sama doom bi nga xamante ne moom it moo représenté jeunes yi xale yu góor yi ci plateau bi. di wax ne rek ñu ngi rafetlu bis bi nga xamante ne tey muy fukki fan ak juróom-benn yi nga xamante ne jagleel nañ ko jigéen ñi. pour taxaw ci xeex lépp li nga xamante ne ngi jëm ci wàllu mettital xale ak jigéen. ñu mun cee wax lu ñuy wax sàkku xale ñu mun cee wax tamit li ñuy wax rafal jigéen ñuy ñaan yàlla nag yàlla may ñu xel ak tal ak kantan ba ñu mun a génnee loo xamante ne askan wi ñuy déglu dinañ ci amal li ñu jëlee lu am solo. amiin am nañ si yaakaar ñu des di dalal ba tey suñu frère mooy représenté suñu góor yi loolu la ñuy wax suñu càmmiñ Serge Hop maa ngi lay dalal. jërëjëf Charmel am mbégte bu baax toog ci plateau bi ak suñuy yaay. suñuy mag am yaakaar bu baax ne li ñuy waxtaanee fii tey dina am njëriñ. parce que dafa di lu am solo. am yaakaar ne tey suñu jógee ci plateau bi ñu bëri ñu xamul woon lu mu doon daañu ko xam. ñu bëri aussi daañu engagé wu pour mën a lutter contre cette violence faite aux femmes et aux filles. D'accord donc ñuy dooree am suñu ay témoignages dañuy ñaan bépp violence faite foo am jeex ci mim réew loolu mooy suñu combat di ci toogal ñu ci xarañ lool ñu ci am nuñ ci mën a jàngal lu bari balaa dara dañuy commencer suñu ay témoignages dañoo am benn témoignage bu benn maman bi nga xam ne doomam dafa am nekk victime de viol dañoo siifoon doomam ñu am témoignage boobu wax ko mën a déglu am nañ fi tamit beneen témoignage bi nga xam ne ñaari soxna yi nga xam ne dañ leen xarafal buñ leen mënee déglu dellu si waat waxtaan si suñu thème bi. man sama doom dañ ko sàkku parce que ni ma ko seetloo mooy benn jour dama ko doon sangu mais bi ma ko laalee automatiquement dafa yuuxu dafa tëb waaw bi ma ko seetloo ma xool ni kii daal bon dañ ko laal bi ma ko laajee mu ne ma benn cousin moo ko def waaw léegi daal bi ma ci waxtaanee ak papaam mu ne ma bi mu jëm kaw. waaw parce que sinon sama fas xaj na si waaw parce que waaw jàppale nañ mu baax parce que defal nañ ma suivi psychologique médical aussi ñoo ko jëloon en charge ba pare utal na benn avocat boo xam ne moom moo may lajoon. bu nekk na xale bi gaa moom naqari na daal waaw parce que mënatul génn foo yi boo ko gisee mi ngi renfermé wu ci elle waaw chaque fois daal xam naa dafa ragal moo tax rek mais bon
nekkatul normal comme ni mu nekkee woon.